kulay bom yaa di avenir réew xale sama doom xale sama xarit la bëgguma kulay bom yaa di avenir réew xale sama doom xale sama xarit bëgguma kulay bom yaa di avenir réew xale sama doom xale sama xarit bëgguma kulay bom yaa di avenir waaw salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki Afrique mbokki àddina maa ngi leen di nuyu fi mu leen daan nuyoo fii ci Kali Info donc seen xarit seen doomu ndey Kaliphone Sall ñëwaat tey def ak yéen beneen live xam naa ni live bi sax mën naa ni live tàggatoo lay doon parce que gis ngeen démb live bu ma tey tamit wax dëgg fa yàlla naru moon live lu tax excusez-moi sama drapeau bi mu ngi xaw a kii foog ma scotch ko tuuti parce que épingle ko ngeen baal ma parce que dafa am lu muy symboliser sunu dëkk. Drapeau bi dafa am lu muy symboliser actuellement ci àdduna bi waruñu ko bàyyi muy def nag sudul noonu maa ngi jéggalu vite fait rek donc niñ ko mënee càppal rek ba ñu pare sunu live bi dina am solo l'essentiel que mooy na verte zone rouge bi di feeñ rek sunu ginnaaw xam ne que li jot am fan yi yëpp ñi jugoon xeex ba ñu faat leen si ñi jugoon xeex ba ñu dagg seen loxo ñun ñi si wax ba talatuñu lekk talatuñu naan ba ñuy saaga suñuy ndey ba di si attaqué suñuy kër lii moo ko jaroon lii muy drapeau Sénégal verte zone rouge bi moo ko jar ñu joxe woon si suñu bakkan suñu doole suñu kàddu suñu lépp pour lii freedom ñu am ko freedom ñun xeexaluñu woon kenn Sénégal lañ doon xeexal muy verte zone rouge bi pour sunu yaay coono yi ñuy dund réew ma sunu jeunes yi coono yi ñuy dund ñii di dee si géej pour muy dàkk ainsi de suite mais dañoo jël lu nu liggéeyoon yëpp gars yi ñëw gas ba mu xóot suul quoi gars yi dañoo gas ba mu xóot suul parce que man mi di wax ak yéen y a de cela bëgguma koon sax wax Facebook am ñu ma ne ñaw souvent tem nga dégg ñu la si ne ñaw sama kër Sénégal yàlla xam ne internet laay waxee toog naa am na léegi 5 jours sama waa kër samay jarbaat yi jóge Grand Yoff sama yeneen jarbaat jóge Géejawaay comme coow li nu mu demee ñu ne dañuy nekk sama kër pour sécuriser parce que wóorul sama jabar a ngi fa sama famille mu ngi fa sama doom a ngi fa donc ñu toog ba yaa de cela 5 jours si ginnaaw ay nit jël nañu ay xeer commencé sànni sama kër sama jarbaat yi sama frère yeeg yooyu tamit di sànnanteeg ñoom si noonu si la ñu woo police xaw ma police nu mu def ba tiire lacrymogène sama biir kër sama jarbaat boo xam ne maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay suñu taawu kër baabo yi ñu bëri xam nañ ko bokkar Grand Yoff la dëkk am blessure si loxo police yi dugg ba sama biir kër bëgguma koon wax Facebook parce que am na loo xam ne boo koy Facebook ñu bëri dañuy naan daf si bëgg dara patati patata mais tey mooy pour ma ne xaar ma wax si ma dund loolu ñu dugg ba sama biir kër man loolu yëguma ko sax sama benn sister maam Ndiaye mooy sama confidente moom ma woo ne ma yow wooteel sa kër ma ne ko lu xew mu ne sa waa kër policier yi foofu ma ne ko man la sama waa kër policier nekkee foofu te woowuñu ma mu ne noo wooteel si noonu laa woote jotuma si laa ko ne comme yow yaa ngi am appel sama jabar gi woo leen bon si noonu mu woote jotul ba après sama jabar si la ko woo expliqué fekk ñu ngi tëju sax si nekk ñuy sëqat sama doom yi gars yi di jooy ñëpp waa kër gi parce que door nañ fay lacrymogène ci biir kër police dugg ba ci biir sama biir kër doon jéem a jàpp sama yenn jarbaat yi daw sax après bon xaw ma fu ñu mujj parce que mooy loolu si noonu sax sama soxna actuellement depuis ça fait 4-5 jours tam ko ne sax fu mu toog kër ga am na fu mu dem nekkul sama kër parce que bu ñu mënta jot si man mën nañ jot si sama soxna donc loolu yëpp ñu koy xeex pour Sénégal am ñu si yàlla def ñu ñàkk seen bakkan pour lii am ñoo xam ne am nañ si benn blessure pour lii lépp ñu defoon ku ne andi sa participation
ku ne andi sa participation ñii andi seen xaalis ñii andi seen ñaan ñii andi seen ndox bu sedd ñii andi seen lépp pour xeexal drapeau bi lañ xeexaloon mais bu ñu demee ba combat bi am fu mu tolloon ba ñu jël pression bu mag teg ko si kaw Macky Sall sénégalais ñoo jël pression bu mag teg ko si kaw Macky Sall mais finalement lu ñu liggéeyoon yëpp dafa am benn classe ñoo ñëw yàq lépp waaw gas ko ba si pax suul donc man ñii di may saaga maa ngi jot ay message démb am na ndeysaan benn waaye xëy na mu ngi may seetaan mu ngi États-Unis docteur la sax nee na ma woo ma di ma conseiller moytul pati di ma wax ak ñu bëri yéen ñi ma woo fan yëpp gis naa seen kii am benn mbaam numéro France la capturé naa sax numéro bi mu ngi nii et puis wax naa ko sama avocat mu ngi nii numéro 07 66 35 22 47 photom mu ngi nii photom numéro li capture bi la mënuma am fii ni photom je pense bien numéro bi mu ngi nii photom mu ngi nii dinaa jéem a enregistrer numéro pour am photom publier ko si Facebook ku góor la numéro France la ne ma tu crois que t'es plus malin que tout manit ma ne ko va niquer ma dam ko saaga parce que daf ma bind rek ne ma tu crois que t'es plus malin que tout donc message ama ngi nii je sais pas ni du leer tu crois que t'es plus malin que tout numéro bi 33 0033 07 07 66 35 22 47 pour bañoon coow ak moom dama ko saaga rek bloqué ko donc sama avocat wax naa ko tey envoyé naa ko lii pour ay menaces yi may jot donc mooy loolu man moom gis naa ñu bëri même Maam Ndiaye kii ma woowoon pour ne ma sama kër ay policier dem nañ fa ak yooyu coow sama confidente la sànq rek ñu ngi waxtaan démb dañoo sax saagante ma ak moom sama xarit la saagante bi c'est entre kaf parce que dafa dem ba mere ma ne ma li ngay def ni yaa ngi siy rey sa bopp yaa ngi siy rey sa njaboot ainsi de suite donc mu audio ma démb ne ma am na ñu ko ne parce que depuis une semaine ëpp na ko la am ñu ma wax ne que protocole président Sara Diémé dem na gis ministre de l'intérieur pour jéem a rapatrier ma ne noppal leen seen bopp man maa nekk France man maa xam fii loi yi man maa xam droit yi ñoom nag mun nañ toog Sénégal am seen doole am seen lépp yaakaar ni mën nañu jëlee nit ku ne naan ay nuñ defoon Assane Diouf ma ne leen bokkul Assane Diouf xëy na Amérique la nekk xëy na Amérique démocratie bëriwu fa xëy na Amérique xawma lu fa am man France la nekk lu ñu naan loo xam-xam ma demba gën laa xam boppam man fii ma nekk xam naa ni dëkk day yoon la Macron si boppam moomul fii Macky Sall lu mu nekk doomu Macron bu waxoon Macron andil ma Kaliphone Sénégal Macron mënu ko encore une fois parce que ñu bëri ñu ngi may message ne ma moytu leen nu ñu def ñoom Assane Diouf lañ leen di def nu ñu def jot naa message yi ba gis naa suñu frère Kaysi foofu tey suba mu ngi def live ay nit sax yónnee ma ko mu naan dégg nañu Macky Sall da leen plainte pour gars yi nekk si diaspora bi andi leen Kaysi foofu yaakaar naa ne yaa ngi France gënuma la xam droit France nu muy doxee amul looy tiit amul looy ragal ku dul Macky Sall mënu la jëlee France pour ne da lay delloo Sénégal parce que France pour ñu jëlee la fi delloo Sénégal jokkoog naa ak sama avocat li ma wax leer na da ngay yëngatu si drogue ñu jàpp la mën nañ la fi tëj sax après delloo la mbala nga def mbirub terrorisme mën nañ la tëj fii jékki-jékki delloo la sa réew bu dee xam nañ ne buñ la fi tëjee sax da ngeen di problème ñaari yooyu nga mën a def si dëkk bi fii pour ñu delloo la sa réew à part loolu amul leneen donc yàlla dogal na ni ñun cigarette sax duñ ko tox duñu naan waxuma la ak di drogue waxuma la ak di jaay lu jëm ci wàllu drogue bokkuñ mbirub terrorisme tamit yaakaar naa ne buñ nekkoon terroriste France fii xam nañu kuy terroriste ak ku dul terroriste fii dañuy yor seen i ay fichier dañ lay def ay fichier S ay fichier bëri na jarul sax ma toog fi di yàggal yaakaar naa ne ñi nekk fii xam nañu nu mbiru France di yëngatoo kii terrorisme la xam nañu France bu ma nekkoon tey terroriste sama numéro téléphone bi ma am ba mu koy abonné bi nekk France ba mu koy abonné sama tur la nekk conversation yi nga def ak ñoom xam nañu numéro waa ay Al-Qaïda waa ay Algérie dëkk naar yi xam nañu bu ñu xoolee sa répertoire téléphone yi nga mësal wax ak yëpp dinañ xool ne que yow mosoo jokkook ay naar mosoo làq sax naar bu ñu xoolee sa Facebook yëpp mosoo si publier lu jëm ci wàllu guerre wàllu rey wàllu terrorisme dofuñu quoi tubaab yi tamit dofuñu parce que dëkk bi dëkk de droit la ay dafa am ay association ñuy xeex ay àq ak yelleefu ay doomu aadama donc na seen xel dal côté boobu man bu ma lekkee damay nelaw damay biddanti damay xappi damay dund ajana sama xel nekkul ci sax naan ay na ko jéem nag je sais pas mu ngi koy jéem wala jéemu ko wala ay man lu may xam am tuut kay ngay dox sax nit jéem la jam wala def loolu moom peut-être mais ay Macky Sall da lay créer pour ñu àndaat la Sénégal bàyyi Macky Sall sax mënu ko papa Macky Sall mënu ko fii ak may nekk France dëkk bi ma nekk fii
jaayuma fi drogue sàccuma fi def ma fi trouble à l'ordre public parce que génn ma si dëkk bi di toj kaas ak di patati service police tamit musuma fi xam nga bu doon service police xam na la parce que fii souvent nga def bêtise ñu jàppale bu la police bu ko defee dañ leen ni service police mën excusez-moi drapeau bi dafa am solo de gars yi foog ngeen jégal ma de bëgguma muy waddu quoi escorte suuma ko bu baax mais dafa am solo quoi parce que lii moo tax ñuy xeex quoi buñu demee tey ba ñuy yóbbee lii yëpp lii moo tax ñuy xeex dama ko kiiwul bu baax nag mais bon il faut mu taxaw parce que bëgguma ko xool muy wàcc si suuf déedéet parce que comme nee nañu Sénégal gars yi dañuy tirer sax si nit ku yore drapeau ñun duñu def noonu ñun lii dañoo xam lu muy symboliser suñu réew quoi parce que dañ dem ba yaa mel ni drapeau Sénégal léegi amatul njëriñ te drapeau dafa am lu muy représenté ci réew drapeau dafa am lu muy représenté bu réew bu ñu demee ba joxatuñu drapeau àqam ak yelleefam dëkk boobu mën nañ ko jaay mën nañ ko jaay Gambien yi wala Guinéen yi tas sunu Sénégal xam ne sunu Sénégal mooy loolu Fatou Dansokho maa lay nuyu sister li may wax fii olof la bés buñ ci egg jee foofu mën nañ ko traduire parce que fii tubaab même bu déggul olof dafay am ñu muy woo ay traducteur ñu traduire live yi ñu mës a def fii yëpp olof lañ ko wax la plupart mais fii comme ni mu lañ ko waxee waaw man sama xel nekku si gis naa Kayz Fof def si live di naan pour ngeen xam ni Macky Sall mu ngi plainte pour jëli gars yi parce que xam naa ni mu ngi koy jéem parce que ñun dañ ko sonal xam nañu loolu parce que nguuram ñoo koy ne pour 2024 bi nga mën a gagné wala nga pour nga mën a nekk à jàmm à l'aise activiste yi fu foog nga xam noo def ak ñoom parce que jeunesse bi tey si 100 jeunes 90 yëpp bu ñu yëngatoo activistes yi ñoo tax ñu yëngu parce que ñoo leen di yee ñoo leen di wax lu nekk Europe surtout man maa leen di wan lu nekk Europe maa leen di wax différence Europe ak foofu maa leen di wax nuñ leen di naxee nu ñuy lekkee seeni xaalis di yee ñu bëri ba tax na sama WhatsApp minute bu ne mu sonné sama TikTok message yi bu ngeen duggee sama compte YouTube message yi may gis yëpp amul message bu ma fay saaga ñëpp Kali yaa tax ñu kontaan Kali jaajëf courage loolu rek laay gis kon donc ñoom bu ñuy gis loolu dañ koy bind dañuy xam ne ñun ñu ngi leen di déranger donc gars yi dañuy waaw Ndexadi Soli c'est ça nuyu naa la loolu lañ comprendre quoi Dieynaba Ndiaye yéen ñëpp maa leen nuyu dëkk bi ñu ñëw ba ñuy ñëw fii jëluñu gaal aéroport Léopold Sédar Senghor lañ jaar teg suñuy empreinte xam nañ ne Sénégal mosuñu fa dugg kaso duñu ay niti bon donc ministre de l'intérieur moo tax mu yëkkati woon kàddu yooyu ne ay terroriste lañ heureusement defaat na erreur parce que gis nañ ko mu dem si hôpitaux yi di seeti malade yi yaakaar naa ministre de l'intérieur warul seeti ay terroristes yu blessé donc ñoom dañoo def lu ñuy def ba pare daanu fu ñuy daanu donc ñun li jëntuñ loolu man bu ngeen gisee ma ne découragé naa si mbir mi du leneen mooy lu ñu liggéeyoon ma ñëwaat ma bàyyi mbiru France wala leneen lu ñu liggéeyoon ba mbooloo jóg surtout jeunesse bi jóg xeex pour am freedom pour wax Macky Sall amatuñu lu ñu ndekkee amatuñu lu ñu añee amatuñu lu ñu reeree jeunesse boobu ñoo sacrifié wu seen bopp comme gars yi wax nañ ko ñi ñu rey nii boo xoolee âge bi ay 14 ans 18 ans 20 ans ñooñu nga si gis gisoo si paa gisoo si mère kon lii combat wu jeune la woon ñi si blessé tamit hôpital gisu leen si benn paa bu boppam toj gisu leen si benn mère bu boppam toj ñi si blessé yépp c'est des jeunes kon combat bi combat wu xale la woon kon man damay laaj kan moo yebal ay Aïda Mbodj ay Bamba Dièye ay je sais pas quoi ñu def xaw ma mouvement M2 M3 je sais même pas quoi xam nga kan moo leen yabal quoi kan ñoom dañoo demee au nom des sénégalais wala ñoom dañuy waxee au nom des sénégalais wala seen mouvement bi kañ lañ ko créé te ñun yëguñu ko te man bokkuma si peut-être Fatou Dansokho bi dama seetaan bokku si keneen ak keneen bokku si kon nan ngeen di demee sénégalais yi jàppoon ne suba dañuy def marche pacifique xam nga wan àdduna que li ñu amoon naqari nañu ngeen di dem di ay waxtaan ba ñu naan ay dañuy annuler marche bi mooy lii mooy jaar na fi naax na saay c'est fini yàq ngeen départu xale yi te yéen ñii ba ñuy xeex gisuñu fu Aïda Mbodj dàllam waddee Cheikh Bamba Dièye je sais pas gisu leen fu ay Cheikh Bamba Dièye dàllam waddee gisu leen fu ñu ko téye yóbbu ko police instant bi ñuy wax nii barki démb maa ngi jot ay vidéo yoo xam ne tribunal bu Guédiawaye ñu ngi fa déférer ay booy ñu ngi fa dugal ay booy yóbbu leen tëj leen 100 mètres ay sénégalais yu dul jeex ngeen dem c'est bien beau ngeen dem wax ak sëriñ mais c'est juste ngeen informer ko lu jot a xew ngeen wax ni ko nag bëgg ngeen jàmm moo tax keroog ba léegi calme ngeen dal ngeen mais naka ngeen di bëggee jàmm Macky Sall di continuer moom ministre de l'intérieur am di dugg si ay këru nit di jàpp xale yi di yóbbu di leen tëj ñi nekk si ay blessé heure bi ñu waroon jël ay ordonnance dimbali leen defuñu ko ñooñu bëgguñu jàmm kon encore une fois ñii dem tooñ nañ ñu quoi ñii dem négocier xaw ma da ngeen négocier xaw ma ku leen yónni mais tooñ ngeen ñu man boog tooñ ngeen ma
xaw ma yeneen nit ñi peut-être tooñu leen ñun heure bi lu nekkoon suñu wareef mooy jaruloon ngeen di dem si sëriñ yi di wax parce que sëriñ yi ñu ngi gis lépp lu xewoon waxoon nañu Macky Sall bàyyil balaa ñu doon egg fii Macky Sall faalewu leen kon du ñu dem ba am presque 12 et quelques morts am ay blessés yu dul jeex am ay plus de 100 et quelques prisonniers otages politiques ngeen di ëlbateeku naan da ngeen di dem pour wax ak sëriñ lan ngeen di wax ak sëriñ sëriñ bi souvent mu ngi si biir néegam dugg xalwa xamul peut-être sax lu xew lan ngeen di wax sëriñ tey France fii bu ñuy jóg di yëngatu chaque samedi di manifester fii am na ay évêque am nañu seen église cathédrale mais duñ dem waxu cathédrale bi dañuy wax ni déedéet dañuy xeex lu ñuy xeex quoi seen àq ak seen yelleef la ñuy xeex ñun dañoo am droit marche ñun dañoo am droit ñaxtu waxuñu kenn tojal waxuñu kenn sàndil xeer waxuñu kenn laqal mais marche suba bi lu tax ñu koy annuler waroon nañu génn en masse suba la samedi de ñu ñëw rendre hommage ñii tey génnoon àdduna yàlla na leen yàlla yërëm xare leen àjjana wane ne que tey population bi yépp ñëw nañu taxaw obélisque téye seen drapeau téye morceau xonk wane ne que justice faaw ñu def justice monde entier gis Al Jazeera wane France 24 wane TV5 wane RFI wane àdduna gis ne sénégalais yi y a quelque chose qui se passe xeex amul tey mais ñu ngi demander démission ministre de l'intérieur ñu ngi demander démission ministre de la justice ñu ngi naan que justice soit faite plus rapidement possible si alkaati yi jàpp suñu doom yi rey pression bi dañ ko waroon a maintenir mais di dem naan annuler nañu waaw exactement annuler ngeen ko suba kañ ngeen di woote waat manifestation dootul amati c'est fini pour manifestation doomu jàmbur yi ñu tëj ci kaso bi ngeen yaakaar léegi sëriñ bi bu woowee Macky Sall ne libéral ñee dina leen libérer te Macky Sall ba muy bëgg jëlee Karim Wade exilé ko sëriñ bi ne ko bu mu ko def Karim Wade ku ko xam-xam ne sëriñ taalibe sëriñ Touba la papam di Ablaye Wade tey fee jàq bi nekk tey moo leen jox terrain boobu Ablaye Wade amul lu mu deful Touba si ay tëddi si ay liggéey ba Macky Sall bëggee génnee tey Karim Wade dëkk bi sëriñ yi nee nañ ko déet daf ko génnee dëkk bi Khalifa Sall la si mujj ba ñoom sëriñ yi baax yépp ñaanee ne bu ko def Macky Sall ngi noonu dafa tëj Khalifa Sall est-ce que déggal na sëriñ si déggalu leen yéen ngeen ñëw naan da ngeen di def ay 8 conditions ay 10 conditions ay 13 conditions yéen si seen bopp yéen a yàpp sénégalais yi yéen muy xawma ñiy toogoon tey seen point de presse boobu la yéen a yàpp sénégalais yi ñun santuñu leen ngeen di dem di naan da ngeen di waxtaan yónni wuñ leen waxtaan bi du tey ñun dañoo am ay mort dañuy laajte ñu def justice ñun dañoo am ay nit yu nekk si hôpitaux yi gaañu dañu laajte état bi jël leen en charge ñun dañoo gis suñuy frère ñu jàpp leen nañu tëj leen nañu arrêté poursuite yi ñii ñu dugal foofu xam nañu ñëpp seen tur nañu toog 1 heure de temps ñu génne ñëpp si kaso bi commencé si Assane Diouf ak Clédor ak ñoom Guy Marius Sagna ak consort mais defu leen ko di dem tey naan da ngeen di waxtaani jékki-jékki toogu leen woo nit ñi sax ne lu ngeen xalaat ci manif suba bi ngeen jékki-jékki foofu ngeen toog rek déclaré ne woy manif suba bi du am mel ni yéen seen i ay ginaar ñooñu nen mel ni yéen da ngeen jël buum taq suñuy baat lu ngeen wax loolu la ñuy def sénégalais faale wuñ leen sénégalais lijjanti wuñ leen fii nag la jeunesse bi di yeewoo nag di xam seen bopp yéen a soxla nguur du ñun yéen Aïda Mbodj yéen Bamba Dièye yéen consort yéen a soxla nguur du jeunesse bi même yéen bu ngeen falu woon jeunesse bi day continuer di tumuranke parce que yéen war ngeen ne askan wi yéen seen bopp kese amul benn seen doom bu taxaw ne man maay doomu Aïda Mbodj nañu libérer sangam ñu xeex amul jeunesse bi rek si banlieue bi nga xam ne seen papa lekkuñu seen yaay lekkuñu jeunesse bi di dawal saret bi da ngeen di dégg si télé yi ñu naan suñu kër duñu ndambe la ñuy lekk jeunesse boobu ñoo génn du yéen a tax jeunesse bi génn du yéen jeunesse bi ñoo bëgg jël seen destin en main wan le président say ministres yi nga fi teg baaxuñ say directeurs yi nga fi teg baaxuñ ak consort te président jàngat na si lu rëy xam ne ay ministre de la jeunesse am de ban njëriñ la amal jeunesse bi parce que ñi doon ñaxtu yépp 15 ans 17 ans 18 ans 20 ans 30 ans ana ministre de la jeunesse lu mu liggéeyal jeunesse boobu ba tax tey jeunesse boobu yëpp génn ñaxtu bu doon jeunesse bi tey amoon nañu liggéey ku leen woo manifestation du ñu dem da leen di fekk seen point de liggéey parce que ku am fooy liggéey doo tal naan yaa ngi xuloo ji wala yaa ngi xeex mais jeunesse boo gisee ñu woo leen ñu ñëw amuñu fu ñuy teg seen tànk lekkuñu naanuñ yéen nag yéen dem di collaborer gis nañu tamit yeneen ay jeunes yu dem wuy ji xaw ma Tap Ndiaye xaw ma je sais pas ministre boobu dem
suba di nga gisaat Macky Sall jékki-jékki ne day woo quelques jeunes nga gis ay gars yi créé ay 20 jeunes 30 jeunes dem représenter palais bi fekk ba nit ñi di xeex di wàcc ci télé bi di dugg Facebook bi di wax gisuñu leen xamuñu leen loolu nag moo war a dakk Sénégal man moo tax wax dëgg fa yàlla avec tout le respect bi ma leen jox man damay ranger samay kaake damay toog ranger samay kaake continuer sama liggéey li ma doon def c'était pour vous du woon pour man parce que man yàlla dimbali na ma maa ngi sant suñu borom wax dëgg fa yàlla aw ma dara nag aw ma dara mais weer bu ne maa ngi dugg si Western Union bi maa ngi yónnee sama kër wax dëgg fa yàlla mu ngi am lu ngi suturlu ñeneen ak ñeneen noonu ñun lu ñuy xeex c'était juste pour yéen dawalkatu saret bi dawalkatu kalandoo yi dawalkatu car rapide yi police di leen racket dawalkatu camion suuf yi police di leen racket yéen ñi di sonn c'était juste biiwu xeex bi ñun xeexu ñoon pour Sonko xeexu ñoon pour Mamadou xeexu ñoon pour Pathé xeexu ñoon pour Pathé xeexu ñoon pour Pathé ñun sunu Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo tax am ñu tuur seen deret Sénégal moo tax am ñu dagg seeni loxo Sénégal la tax am ñu si jàmm maltraité leen sonal leen ñoom ñoo tal naan ay lakk station ak lakk Auchan loolu ay deuxième la nañu xool benn bakkan bu faatu rek moo ëpp 1000 milliards benn bakkan rawatina presque 12 morts kenn amul njëg bi buñ toogee fii naan lu ñu perte fan yi mën na 100 milliards wala 10 milliards bakkan da nga gis bakkan bu ñu jëndee 1 milliard tey am na ñoo xamante ne bu ñu leen mënoon dekkilaat seen yaay ñu fay leen 500 milliards de milliards dañ koy def mais mënuñu ko kon xaalis bi du dara excusez-moi gars yi kii moom escorte bi foog mooy loolu sinon sax damay ñëw terminer live bi xam naa moo gën antenne bi dinaa muy wooteeg yooyu peut-être moo ubbi ko pour gars yi bëgg a wootee joxe seen xalaat dinaa leen defal loolu am na ñuy bëgg a wootee donc mooy loolu bon je sais pas mu ngi noonu vraiment c'est décevant quoi c'est décevant ñu toog fii vraiment gars yi mooy loolu vraiment tey jii dañoo jox importance yenn nit yi Sénégal quoi wax dëgg fa yàlla dañoo jox importance yenn nit ñi Sénégal du lii lañ doon xaar quoi wax dëgg fa yàlla du mouvement yi te mouvement yi ñu bëri dañuy si créer seen mouvement rek pour di enrichir yu si dokku baadoole bi parce que ñun mouvement bu dul mouvement wu jinne bokk nañ ko ay Y'en marre ak ay mouvement yeneen gars yi dañuy inscrire du am mbooloo mais moonin bi bu ñëwee kan ngay gis ñaata yoon ngeen dégg ay millions Y'en marre financé nañ leen ko ban jeune rek nga dégg am na si dàll carax wala t-shirt ñoo xam te dëgg quoi naxeel bi dafa war a jeex Sénégal nit ñi bu ñuy créer benn affaire kenn waru ko mbubboo depuis keroog laa ne fii xeex bi du xeexu kenn xeexu sénégalais yi la mënuñu dem ba affaire bi ñor xomm bañ nar ko lekk nit ñi toog jëlaat lépp sondi si suuf quoi pour mu ne nii lii gars yi def nii dañ ci sotti suuf ay de je sais pas kii nu mu tuddati ay de je sais pas xaw ma sax seen tur yi la ay de Mbodj ku leen yónni tey nan ngeen di defee délégation yóbbaalewu leen tamit sax Mame Diarra Fam tey xeex bi gis ngeen depuis au début Mame Diarra Fam moo nekk à tête te Mame Diarra Fam peut-être lu mu bopp métti lu ko dal dafay am temps pour ànd ak yéen sax peut-être mais gis ngeen da ngeen def seen i clan tànn ay 20 personnes 30 personnes kenn santu leen ko li day andi nit ñi mer jamono ñu toll nii waruñu toog di dajale 15 personnes naan ñooy dem si sëriñ léegi dem ngeen noonu excusez-moi gars yi grawal bàyyi ma bàyyee ko nii peut-être di ngeen comprendre instant bi ñu toll nii dox ngeen dem ngeen si sëriñ bi nee na bàyyi leen instant boobu lu tax demu leen si cardinal bi lu tax demu leen si beneen sëriñ lu tax demu leen si sëriñ yi dañoo bëri Sénégal quoi mais bu ngeen tànnee biir Sénégal rek dem si benn sëriñ ana yeneen sëriñ yi est-ce que dem ngeen si ñooñu xam nga da ngay waaru quoi da ngay waaru parce que respecté wuñu tamit suñu mbokk sax catholique yi parce que bu ngeen demoon tey si benn sëriñ waroon ngeen suñu mbokk catholique yi tamit déglu leen ba ñoom it ñu wax leen da ngeen war a bàyyi wala da ngeen war a manifester wala da ngeen war a kii quoi mais li ngeen di def honte à vous quoi vraiment honte à vous man moom bon comme ni ma leen ko waxee maa ngi sama jàmm maa ngi sama salaam ñii di ma envoyer message di ma saaga je m'en tape faalewu ma seeni saaga excusez-moi faalewu ma seeni saaga ñii di ma saaga faalewu ma seeni saaga ñii di ma yónnee audio di saaga faalewu ma leen Macky Sall mënul dara si ñun parce que ñun ba ñuy am suñu visa Macky Sall yëgu ko ba ñuy jóge aéroport Léopold Sédar Senghor di yëg avion di ñëw Macky Sall yëgu ko yàlla sunu borom moo noonu dañuy tukki bu yàlla ne dañuy ñibbi suba
loolu Macky Sall mënu si dara bu yàlla dogalee fii la ñuy dee Macky Sall mënu si dara ñun ba ñu gëmee yàlla suñu borom la ñu jël suñu lépp noppal ko sonnuñu si dara parce que man jour bu may dem ambassade di teg sama loxo ne visa laa bëgg ñu may Macky Sall yëgul tinul sama billet avion tamit Macky Sall tegalu ma si ñaari salaamaaleykum maa ko lijjantil sama bopp et kii mu ngi noonu ah donc du kii bi quoi donc ñi bëgg a woote 77 121 30 24 ma jël ba 5 personnes ngeen wax seen xalaat ci gars yi demoon ak yooyu parce que président bu déggalul sëriñ du yéenay dem di naan sëriñ bi nii après ngeen teg seen i conditions na libéré nit ñi na def élection nii 3e mandat bi nii 4e mandat bi nii Macky Sall faalewu leen sax Macky Sall faalewu leen sax nañu dem rek vous allez voir que li mu leen wax a ngi nii combat bi jaar na fi ah kii nee na tu veux fuir le combat waaw je vais fuir kay damay daw si ba ngay ami tànk parce que man du ma am défaite quoi waaw du ma am défaite quoi waaw man li may wax nii man la concerné quoi waaw am na ku nekk nii xaaral ñu jël ko donc allo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum Aliou. naam bisimilah. waaw ça va ñu ngi lay bëggee di la ziar. dooli bëgg bër ça va alhamdulilah. waaw di la remercier parce que combat bi jàpp nga si depuis le début. merci. et je pense que ni c'est pas le moment nga bàyyi. parce que je pense que ni incompréhension moo am par rapport ak rencontre bi am tey entre mouvement M2D bi ak marabout bi. donc je pense am na ay détails yoo xamante ni peut-être amuloo information yooyu. voilà parce que à la base marabout bi ci boppam moom moo demandé à rencontrer waa M2D xam nga pour apaiser situation bi donc waa mouvement bi tamit ñun waruñu jàpp ni dañoo lâché suñu frères yi nekk en prison wala dañoo bàyyi combat bi en fait dañoo mettre en stand-by jox marabout bi ay liste ay demande yoo xamante ni ñoom bëgg nañ Macky Sall respecté ko te loolu jàpp naa ni suñu rakk yi nekk ci prison yi ak suñu grand frère gars yi ñu ngi leen di xeexal ba léegi pour ñu libérer leen autre chose mooy que ni point yi demandé nañ ci pour ñu joxaat ay Karim Wade Khalifa Sall joxaat leen seen i droit économiquement ñu xoolaat dëkk bi ni muy doxee donc on peut pas dire que ni combat bi gars yi dañ ko asaaloo wala dañoo jaay combat bi donc man je pense que ni médiation bi instant yi nii si côté Macky Sall la gën a métti sax parce que moom dañ ko yokkaat beneen problème mooy que ni tey mënul refuser loolu parce que bu refuser loolu mooy que ni li nit yi doon wax dañ koy dëggal comme quoi respecté wul suñu kilifa diine donc ñun tey waruñu bàyyeeku dañoo war a continuer waat combat bi remobiliser troupe yi comme ça ñu préparé wu le jour où Macky Sall na nag d'accordul ci affaire yi su boobaa nag gars yi xam ni léegi amatul médiation amatul dara on va foncer direct vers lui xam nga voilà man daal loolu moo nekkoon sama participation. jaajëf. voilà te di la wax nag yow combat bi mënoo bàyyi parce que position bi nga nekkee dafa nekk position bu important waaw parce que yow waa APR ni ngi leen mënee déstabiliser activiste yëpp kenn mënu leen déstabiliser noonu donc yow waroo reculer waroo bàyyi. jaajëf da nga war a mobiliser waat xam nga di la remercier di la encourager di la jaajëfal bu baax. jaajëf merci frère. jaajëf kontaan nañu jaajëf ñu jël keneen merci. donc numéro yi yéen ñi di laajte numéro bi moo affiché ci écran bi 77 121 30 24 bu dee yaa ngi Sénégal jarul 00 221 bu dee yaa ngi diaspora da ngay dolli 221 donc ñu jël kii numéro bi mu ngi doon affiché ah bisimilah salaamaaleykum. maaleykum salaam Cheikh bi. waaw ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw man ñu ngi rafetlu liggéey bi waaw ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax. jërëjëf yàlla sonn nga ci yàpp nga ci bu baax a baax. jërëjëf. mais benn conseil laa lay jox quoi benn conseil. mooy bul bàyyi bul découragé quoi bul découragé. waaw ngay am tuuti compréhension ndax xam ni jeunes yi tamit amuñu coordination amuñu ku leen jiite quoi. tam loo xam ne nii dañu jógandoo noonu rek amul kenn ku leen jiite du neex a coordonné quoi xam nga loolu mooy problème bi.
léegi M2D tamit mooy loolu quoi ñoom sëriñ bi moo leen yónnee ay émissaire du maanaam ñoom ñoo jóg dem sëriñ bi moo leen yónnee te xam nga kilifa gu toll noonu bu yónnee ay émissaire am ñu ñëw àdduna bi yëpp toog seetaan mënoo koo rejeté moo tax dafa ñëw laaj revendication yi ni leen jox leen ma revendication yi après ma xool mais gars yi bàyyi wuñ combat bi mosuñu ko bàyyi teg nañ seen ay 10 points jox ko si jébbal ko sëriñ bi doogu moo la de ñu ngi ubbi suñuy bët incha allahu rabbi suñu kanam la nekk 10 points Macky Sall du respecté sax 2 points ñii mu jàpp du si bàyyi kenn waxuma la ak 10 benn point bi premier point mooy ne libérer les otages da dul libérer kenn gars yi dañ leen di juger xamu leen Macky Sall ak dëgër bopp Macky Sall jëlee Karim Wade Macky Sall tëj Khalifa Sall te boobu ay sëriñ ñoo ko ne bu ko def mu def waxuma laa bu ko sëriñ bi ne Macky Sall bàyyil ñi da koy ne moom yoonam nekk si yoonu justice la parce que barki dem ba si waxam bi wax na ko nee na justice na def liggéeyam wax na ko dégg ngeen ko mu waxal ko boppam yéen da ngeen xamul Macky Sall xanaa yéen toog leen foofu naan Macky Sall gauche ak droite yéen a am jot sax di wax loolu waaw c'est déjà fait Aïcha Kébé j'ai déjà bloqué Balla Thiam là je le bloqué merci sëñ bi ñu jël keneen ah jaajëf donc gars yi numéro bi mu ngi noonu 77 121 30 24 donc ñu jël keneen ñu déglu xalaatam allo bisimilah. waaleykum salaam. Kalim maa ngi lay woowee depuis Russie. yaa ngi Russie bisimilah yaa dégg nga wax ji loo bëggoon andi. waaw bon man maa ngi lay encouragé. mais man lenn laa am pour wax la je vois que bul découragé loolu laa lay ñaan parce que yow xeexoo pour ñooñu ngay wax ay je ne sais pas quoi yow sa réew mi ngay xeexee. tey mënoo supporter injustice bu nekk sa réew man loolu laa am point bu ma la am pour ñaan la loolu rek laa lay ñaan ngir yàlla il ne faut pas baisser les bras parce que xeexoo ngir say politiciens da nga xeex ngir say frère say sœur say yaay ak say baay ñoom ñoo la tax a jóg bu newoon si ces politiciens là nit ñi jóguñu sax la majeure partie jóguñu pour xeex pour ces politiciens parce que souffrance bu ñu sa peuple sa sœur yi di souffrir sa rak yi sa mag yi bu ñu souffrir de allo daa mel ni kooku dab na réseau am neexul mooy sunu frère bi doon woote Russie xam naa ni dañuy jëlaat keneen allo réseau bi neexul kii di woote Russie xaaral ñu jël keneen allo salaamaaleykum. allo. waaw frère naka mu. frère naka waar. sant suñu borom naka bagage waaye ligne bee saturé de man moom bu ma bee ligne bi rek moom. ten yaa ngi dégg. non dëggantaan am na solo waaye man de saa yi xool dama dégg ngay wax fii nii dañ découragé combat nañ ko bàyyi mu sedd man ni non saa yi dama tiit ba ma déggee loolu. yow découragé woo. non man xaw naa découragé. mais waaw jarul xaw découragé du am xaw da ngay découragé rek nga nga bañ a découragé. waaw déglu ma rek dama lay expliqué parce que man ba affaire bu ko déggee man dama doon nelaw ma yeewu gis affaire bi rek ma ne waaye saa lii nu mu demee nii mais après ma toog xalaat ma ne non lii tamit benn côté baax na si dama lay expliqué lu tax xam nga tey ñëpp xam nañ ñu Macky Sall daa mun a déggul ndigal maanaam moom déggul ndigal. dafa leer respecté wu benn sëriñ. loolu dafa leer ñun xam nañ loolu. léegi xam nga tey adduna bi mu ngi ñuy xool te M2D bu gars yi yónni woon tey M2D ne déet duñ ko def dañuy boole si Macky Sall si lu mu nekk léegi instant yi dama lay wax dara am na ku dugg sànq wax lu am solo tey Macky Sall instant yi la balle est dans son camp léegi ñun dañuy toog di ko déglu ñu xool. sëriñ ji ñëpp Sénégal ñëpp xam nañ instant yi nii dinañ wax Macky Sall dañ ko ñaan mu bàyyi lii muy def ni mu teg ko ci suuf léegi bu ñu toogee fii ak quelques jours Macky Sall def si dara bu boobaa nag nous on prendra à témoin. témoin de quoi kii nu mu tuddati gis nga opinion nationale ak internationale xam nga lan la xam jeunesse bi ñu ngi manifesté wu bu ñuy woo Macky Sall dal si kawam dañ doon dal si kawam parce que yaa ngi doon dégg ay Union européenne gars yi commencé woon même opposants yi nekk France commencé woon nañu wax ñoom Mélenchon je sais pas waa UO yaag gis nga bu ñu continué pression bi waa CPI si boppam ñooy woo Macky Sall téléphone parce que 12 morts c'est trop quand même nekkuñu guerre nekkuñu dara Macky Sall rey 12 personnes après njëkki-jékki ñu lâché nii quoi waruñu lâché parce que fu mu toll nii même bu libérer les prisonniers mu ngi noonu quoi vraiment da ngay waar déglu ma dama xam man li nga wax sànq dafa am solo xamal tax Macky Sall ñun xam nañu Macky Sall du libéré du def dara su luñ koy sant léegi bu boobaa nag ñun dinañ xam ni ñoom ñaan nañu ñu def ñu ñaan Macky Sall mu bañ léegi bu boobaa bu ñu tegaatee affaire bi ci buñ ko tegaatee boo ko tegaatee doo gis kenn lu mel ni miti laa la wax ko kay xam nga yow xam nga gars Sénégal départ la noonu
sama waa ji nit ñi toogaan nañu. Kali déglu ma rek imaginel tey xam nga Sénégal dafa am nu mu bindoo Kali bul fàtte loolu imaginel tey ñu ñëw ñu ne xaalis bi wala sëriñ ci ñaan nañu opposition pour ñu bàyyi marche bi opposition lank ne duñ ko bàyyi est-ce que imaginel loolu c'est-à-dire suñu image bi la gars yi bëggoon yàq te ñun loolu duñ ko nangu léegi ñun comme ñoom ñaan nañ ñu ne leen amul problème léegi ñun nañ ko teg léegi ñu déglu Macky Sall bu deful lu mu bëgg na bu boobaa nag fii ak 2024 sori na de sa waay bu ñu dalaatee ci kaw Macky Sall kenn du amati maanaam kenn du amati sañ-sañ naan ñëw naan daf ñuy ñaanaat encore pour ñu bàyyi parce que boobaa dañuy xam ne ñun. xaar leen ba mën a ubbi seen gémmiñ sax ñaan dinañ leen door yi arrêt. di ngeen am jotu daw ka Sénégal génn Sénégal du ngeen tala ñaan. ba Macky Sall pare ak yéen fu mu toll nii lu mu amoon si lacrymogène jeex na commandé na yu bees liif yi mu amoon daggoon na jëndaat na yu bees. gis ngeen président Gambie boobu jóge foofu di naafeq tamit ñëw di ko naan da koy soutenir mu ngi koy jéem a dimbali sax si ay lacrymogène ak ay liif lu wex xàtt di ngeen ko dund pression bi fu mu amee woon foofu waxuñu woon continuer rey waxuñu woon continuer sànni waxuñu woon continuer mais génn manifester ne ko askan wee ngi nii ci mbedd bi duñu dugaat ci kër yi fii ak libéré wa suñu morom yi nga téye mais lu tax ñu téye leen parce que dictateur foo nga def ak moom mbirub dictateur rek c'est tout mais Kali déglu ma Kali Sénégal daa am nu mu bindoo gis nga tey bu ñu gàntaloon gars yi kay sëriñ ci lu ñu wax tey ñun Sénégal dootuñu c'est-à-dire dañuy may frère dañoo warutoon egg fu ñu sëriñ di ñaanee parce que depuis au début ndayu mbill bi mooy Macky Sall artu woon nañu sëriñ si wax leen sëriñ si ne ko Macky bàyyil mu sedd mu dëgër bopp du ñu ñëw nag ba dóor ko ba toog si kawam ba nar ko sëlam ñu woo ñu ne bàyyi leen ñu wàcc suñu combat dafay yàqu jeex na tàq dee nañu nga naan maam fii la xare na ngi jàll xoola Macky dañ ko dóor ba toog si kawam jëloon suuf sëlam ko rek a desoon jëloon suuf rek sëlam ko kese moo desoon léegi li ñu defaroon yëpp lañ yàq médiation bi fu mu amee baaxul surtout suba manif suba bi nit ñi dañu waroon génn maintenir won ko ne askan bi ba léegi ñu ngi fi taxaw won ko wallaay d'accord naa ak yow waaw wallaay d'accord naa ak yow mais comme am na ba pare kilif tamit Kali ñun Sénégal xameewuñu gàntal parce que c'est la première fois sëriñ ci di ñaan opposition xam nga tey sëriñ ci bu ñëwee bay ñaan opposition kon ça veut dire que ñun ñoo nekk en position de force loolu lu am la léegi bu ñu leen gàntalee leneen lu ci am tamit ñun ñoo nekk. jaajëf frère daanalal ma jël ñeneen gaa ngi si ligne bi daa saturé. waaw mais lu ma leen mën a wax moom ñu ngi fi yéen a ngi fi. di ngeen ne waxoon nañ ko fii mu ne ni mbir mi jaari na tàbbi na géej seey na c'est fini ñii ñu tëj ñii dañ leen di tëj bu leen sonn ñoom Guy Marius Sagna libéré guñ leen jaajëf frère jaajëf ñu jël keneen jaajëf kooku ñu ngi koy ziar ñu jël kii allo salaamaaleykum waaw wàññil Facebook bi s'il vous plaît wàññil Facebook bi foofu bisimilah yaa ngi Amérique daa mel ni la yaa ngi may dégg bu baax yoo lañ déglu waaw man de vraiment li ngay dund rek laay dund man fi mu nekk nii parce que dama ci investir on tellement affaire bi am ci yaakaar ku mel ni Macky li nga wax la rek ku mel ni Macky moom dictateur la moom xamul loi amul ku mu rus amul kilifa man ba ma gisee ñu wàññi pression bi rek naa ni saf say jeex na te maa ngi dégg ku ni jaan moom boo ko jàppee ci bopp ba mu sonn boo ko bàyyee rek bu tourné bu la jàppee ñun instant yi Macky xamuñu sax erreur bu ñuy def Macky bu toogaatee ba amaat doole balaa muy defaat dara dina make sure dina indi ay lacrymogène comme li nga wax léegi dina gën a métti balaa nag ñuy xaar métti googu duñu jàpp j'aurais dû préférer li nga wax ñu xeex parce que ñun ban xeex bi ba ñuy xeex nee naa leen lii du pour Sonko du pour keneen pourquoi ñu libéré Sonko rek ñëpp toog pour lan ñeneen ñi ana ñoom Assane ana ñoom Guy Marius Sagna ana ñeneen ana xale yi nga xamante ne nii xale yu ndaw ay 10 ans ay 12 ans 14 ans 17 ans ñu leen di rey pour lan ñii di leen blessé dooguma la moment xoola
instant bi gis nga ñiy toog ak seen doom yi seen kër yëpp xam nga lan la ñuy wax du gis ngeen doomu diw mu ngi si kaso bi du gis nga doomu diw perte na si xeex bu amatee nga génn yaay perte doom yi dañuy dégg loolu c'est vrai. sëñ bi man sama frère dañ ko ci tiré. ah ouais man sama jarbaat maa ngi yaay ñu bokk ndey baay policier dañ dugg ba sama biir kër barke alxuraan dinaa woote léegi sama kër am ku ma jël mu confirmer leen loolu. vraiment maa ngi kii ak yow. parce que xam naa métit googu. gis nañ ne wax ni dañ cee amul métit police ba sama biir kër musuma ko wax. mais ma Faddan Soxo mu ngi may déglu dama ko wax moom mais ma ne ko bëgguma ko wax sax public barke alxuraan. non dëgg la gis nga ñun ñu ci am métit yooyu ñooy wax mais ñi ci des ñi dañoo amul ku leen lu leen dal tey jii ñaanalu ma leen ko mais bu ñu rayoon seeni doom wala ñu rey seeni frère wala ñu rey seeni sœur duñu génn naan nañu def jàmm parce que am na kër yoo xam te ne jàmm amu fa kër yooyu changé nañ pour forever changé nañ pour la vie ki nga xam te ne dañ jël doom ji dee wala ñu yóbbu doom ji prison wala li muy def nii gis nga Macky il est très dangereux il est trop dangereux même lii muy def nii gis nga bu ñu dugalaatee Sonko lay yàq dooguma la capitaine bi ñu tëj tey nar ko yóbbu 45 jours tool lu waral loolu bu ñu bëggoon jàmm capitaine bi lu mu deful dara coow moo eggoon fii mu xaw a jaaxleeg yooyu gis nga mën nañ ko jëlaat mu liggéey def mu nekkee Bango ba jaar gendarmerie ba def concours ba def capitaine liggéeyal Sénégal yu ñàkk fayda yi ñu nar ko yóbbu tey LG Mbao pour tëj ko fa 45 jours bu jugee foofu encore ñu nar ko def yeneeni daan kooku yëpp tey nit ñi waruñ seetaan loolu capitaine boobu dañ ko war a libéré capitaine boobu dañ ko war a libéré dañ war a libéré capitaine boobu ah non vraiment waaw capitaine boobu tey mu ngi noonu waaw dama découragé jërëjëf li ngay dund nii laay dund jërëjëf maman ñun ñu waa Amérique merci jërëjëf ma jël keneen jaajëf ñu jéem a jël ñeneen rek ligne bi day saturé gars yi dañ bëgg dugg appel yi bëri waaw jërëjëf merci maa ngi jégalu si kii bi ma jël keneen daa mel ni ki waat France lay wootee appel yi ñoo bëri ñu gàttal ak gars yi bëgguma coupé kenn mais s'il vous plaît ñu gàttal bisimilah asalaamaaleykum salaamaaleykum Kali maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay dolli nuyu Kali xam nga problème bi du question Macky dina bàyyi wala du bàyyi dama bëgg laajte man ñii di maye ak ñu nuy ñan lañu ak kañ leen fi judd ak ku leen fal ba ñuy maye ak ay M2 ak M3 waaw mais loolu laa wax Kali xoolal sànq rek si ay 14 heures laa ci def vidéo du ma la yónnee vidéo seetaan ka dinaa la ko yónnee waat nga seetaan ka waxuma la nga partagé de déglul li ma ci wax bu baax d'accord sànq rek laa ci def vidéo pourtant mais lii yëpp je le voyais venir depuis Macky depuis Khalifa Sall depuis Karim Wade ñu ngi def ay m lii waa Y'en a marre waa si waa mi mais yooñu yëpp ñooñu est-ce que Macky Sall daf leen faa seen bopp rek waa léegi lan moo tax ñun ñooñu fi moo leen fal ak kan moo leen yónni laa bëgg xam moo ma jaaxal man de amuñu sama waaw man de amuñu sama waaw Sénégal 17 millions la est-ce que ñoom 17 millions yooyu ñoo leen wax ni leen dem leen ngeen représenté nu est-ce que nit ñi jeunes yi bi ñuy def soulèvement populaire est-ce que dañu dem ñoom ñu tàggu leen est-ce que ñoom seen bopp daf si fekk wala dañ leen sànni la chromagène ku leen fal laa bëgg xam kan moo leen fal laa bëgg xam ba ñuy toog di wax ak ñu leen di ñaan ak ñuy may ñoom ñooy kat man de sama baat mayuma leen ko te keneen mayu leen baatam nañu arrêté bu ñu fi meree nit ñi lëkkaloo politiciens yi ñu leen di jox ay millions ñu toog di dof doo nit ñi kenn yónnewu leen jeunes yi bu ñu bëggee génn marche pacifiquement dañu koy def bu ñu bëggee xeex pour seen démocratie réew dañuy jóg duñ leen tàggu duñ leen xaar sànq gis naa commentaire yëpp jeunes yi d'accordul sax ak ñoom ndax ñu ngi leen di laaj kan moo leen yabal ku leen yabal dëgg fa xanaa buñ leen woowee sax buñ leen woowee ñu ne may leen ñu ba ñu réunir askan wi wax ak ñoom fekk sunu manif suba bi jàll ngeen yóbbu leen ko sax ba lundi moo leen di déglu ñoom ban askan moo leen di déglu ñu kii la ngeen tarax yi rek taal seeni oto dem rek di sol seeni weex di kii jóg di waxal Sénégal Cameroun jóg di waxal Sénégal américain yi di si wax français yi di si wax arabe yi di si wax ñoom ñu ne ñoom ñoo représenté kan ñoom ñooy kan bay représenté nit ñi bay wax naan may nañ leen lii ak condition yi lañ leen tegal waaye lii lu mu doon dama ni Sénégal ñu ngi may déglu Sénégal dafa tunu jinne jàpp leen kenn mënu leen tiital kenn mënu leen xokkatal kenn mënu leen ñaanal dara dan lay xool nga wax ba pare ñu ree dem seen yoon dañuy def xam nañ ko léegi suñu doomu réew yi suñu jeunes yi dañoo am jom am fulla am fayda xam na ni dañoo war a xeex constitution doogu ma la gis nga am na koy bind naan egu ci Gauthier mooy activiste boobu nga xam ne mooy LDA
démb si guddi la ma bind message mu ne lu ñu toggoon yëpp lañu yàq gócc te mu nekk te keroog mu defoon laay si page bi te ñu ngeen gis ko mu ne li ngeen liggéeyoon yëpp ngeen yàq li ngeen liggéeyoon yëpp ngeen yàq loolu la ma wax et c'est vrai ay mariette lañu si devant la population sénégalaise xale yi jeune lañu gis nga ñi doon li ma wax ci sama vidéo bi rek dama ni ñi doon marche yëpp xale yi amul ku fa am 40 ans xale yi entre 12 ba 31 ans 33 ans la ñuy am ay seen yu dëgër ñi nga xamante ni fii léegi 2024 dañu am seen carte d'identité dem nag voté ji si mañ gàcce ga jaajëf kenn mënu leen téye xam nañu bu baax léegi yeewu nañu si merci parce ñu que jël dama xamul boobu ba léegi ñun ñu ngi jooy man ñu jël jooy na yow jooy na keneen ak keneen jooy na ñu ne la sëriñ si jàppale leen dimbali leen nu balaa dëkk bi di tàkk ñu dem ba dëkk bi tàkk ba suñu ay doom dee ñu rey leen rey yu ñaaw ñii ñu dagg seen loxo ñii ñu dagg seen tànk ñu ne nag léegi nag ñoom si la ñuy soog a jóg buur daal moom bu saxlaa baadoolo bi day ñàkk baadoolo bi si ñàkk nag ndax baadoolo bi yeewu na non booy kay moom fu mu toll ni moom gars yi bu ñu woowaatee doo gis kenn kooku kay maa la ko wax sénégalais lañ nekk dëkk si banlieue bi jaajëf ñu jël keneen gars yi donc ñu jël keneen jigéen ñi ñooy woote rek ah jigéen ñi bi yoon dugg ngeen ah bisimilah. salaamaaleykum Kali mon frère maa ngi lay nuyu di la waaleykum salaam bisimilah jaajëf ñu ngi lay déglu. Kali man waaw man lu may participer mooy gis na Kali bu may déglu lu ngay wax sama xol dafay tàng. Macky Sall daf ñoo pousse jusqu'au bout fu mu ne nii ñëpp a doyal si moom Macky Sall dañoo doyal si moom pourquoi on va arrêter ñoom ñooñu ngay wax ñooñu dañoo bouger ah. ñoom Aïda Mbodj xawma lan dañoo mus a bouger. gisuñu leen de man de gisuma leen sur le terrain xale yi. tout jeunesse bi moo bouger. ñun fii Europe yàgg nañu di xeex musul arrêté. Macky Sall depuis mu yéeg amuñu jàmm il n'a rien foutu pour le Sénégal et pour la jeunesse sénégalaise. ah maintenant que ba pare mu ñuy jaay doole. maintenant que nit yi jóg di révolter. wan na ko yow yaay commandé ragaluñu moom moo ñu pousse jusqu'au bout pourquoi on va reculer. sama xol neexul sax wóor na yàlla tous les jours muy dem di jàpp doomu jàmm laa wuy palla laa moo ngi dem di jàppee dégg naa démb am nañu ku ñu rey ah Macky Sall mi génn def discours am bés bu nekk muy dem di jëli nit yi seen kër yi démb rek am na ku dee encore te Macky Sall laa ngeen bëgg ñu négocier avec moom lu ëpp tuuru métti na trop moi je suis pas d'accord vraiment man mii je suis pas d'accord vraiment ñuy xool on n'a qu'à terminer ça une bonne fois Macky Sall comprendre que on est à bout ay MDD ak M33 xaw ma association boobu kañ lañ ko taxawal quoi ay Aïda Mbodj ay Bamba Dièye ñun ñëpp c'est des politiciens ñun soxlatuñu ay politiciens Sénégal quoi ñun dañ bëgg ay zones dynamiques ay Aïda Mbodj yi ay Aïda Mbodj ñu ngi woon ci Wade ñu ngi woon ci yeneen nguur dañoo doyal si ñoom quoi bon ñoom ñëpp teewuñu si kenn si kaso bi MDD amul ku ñu téye si sa njaboot si kaso bi amul ñun ñëpp. moi je suis pas d'accord que tous les Sénégalais ils sortent ñu manifester ñu génn ñu tëj si kaso bi ñoom genre kii Marius Sagna ñoom Clédor nañu jóg ñu génn te Macky Sall duñ ko may dara il faut Macky Sall il n'a rien compris ah bu foog ne dafa foog ne ñun fu mu ne nii dañuy dellu gannaaw. non tas na rythme bi moom tas na ko moom bul sonal sa bopp parce que ba MDD ñëwee manif bu ñu naroon am suba bi MDD nee na tas nañ ko c'est fini kase ngeen dynamique bi. diaspora bi les gens tellement que yàlla en tey bu ñu newoon wàccal jiyaat ñun ñëpp dañuy wàcc jiyaat fii ñu bëri bëgg a dem jiyaat bi ñu bëree parce que Macky Sall il nous a poussé au bout on recule pas Macky Sall il n'a qu'à dégager ou comme ça c'est terminé ñooñu ñëpp di wax gis nga guerre xeex boo toppee ay maslaha doo yegg mukk fu ngay jëm pas question c'est trop tard moi je suis pas d'accord. non tey vraiment war nañu gars yi génn àdduna quoi war nañ leen si ñuy des combat jaajëf merci Ndeye merci ma woo merci Ndeye merci coupel foofu merci ma coupé ko sama sister Fat Dansox mu ngi doon woote def sànq xaaral ma jéem ko dugal gars yi après ma jël leen yéen ñi di woote Fat Dansox mu ngi woote moom mu ngi communication donc amul sens xaaral ma jël keneen Fat Dansox maa la doon woo mais en communication donc ñu jël kii di woote nii déglu ko Fat Dansox maa la doon woo mais en communication allo salaamaaleykum. oui allo Kaliphone. naam. salaamaaleykum man la Cheikh Fall depuis Libreville ton ami ça va. oui Cheikh naka waa Gabon ñu ngi lay nuyu. waaye vraiment kontaan naa si yow vraiment je suis très content di la ñaanal yàlla yàggal la fi ah. amiin ñu bokk la te guddal fan wi te sàmm la bu baax quoi. amiin bon daal bien vrai
je te suis depuis là ça fait tous les jours maa ngi lay bismillah merci da nga lay déglu maa ngi lay xool di la suivre bu baax waaw bon léegi li ma bëgg wax mooy vraiment bon bien vrai je suis d'accord avec ce que tu dis là xeex bi dañ ko waroon continuer mais ginnaaw ñun amuñu dul maanaam sëriñ si tu vois man li ma bëgg wax rek mooy capitaine Keita non capitaine nu mu tuddati capitaine Touré ngir yàlla nañ def tout pour jàppale ko waaw nañ ko boole si xeex bi maanaam pour suñu bàyyi ñu bàyyi wale ko comprendre nga allo bon ñu ngi lay dégg bu baax waaw très bien man sama xeex mooy d'accord sëriñ si ñoom liñ bon sama waa ji gis nga sëriñ jox nañ leen cër trop mais sëriñ respecté wul nguur sëriñ kii Bousso sëriñ xaw ma lan Xaadim Bousso Idrissa Seck ba muy nekk premier ministre joxewuloon ndigal ñu topp di Xaadim Bousso ba biir Touba la ñu fekk Xaadim Bousso topp ko c'est ça wax nga loolu sunu kanam la yàggul non dëgg la da ngeen naan nguur dafa respecté sëriñ arrêté di la naan dañu war a dégg sëriñ dégg nguur moo respecté wul sëriñ Xaadim Bousso perte na si bakkanam si Idrissa Seck moo nekkoon premier ministre loolu kenn du ko fàtte tey bu leen fàttewaat ñoom Idrissa Seck ñoo jiite CSE bi ak ay ñoom Macky Sall gars yi bu dee fekkee dinañu arrière yota duñu bàyyi benn prisonnier booy ndaw yi de mën na am ñu bàyyi leen booy 16 ans 17 ans dañ leen di mbéj bàyyi leen mais Clédor Guy Marius bi ngeen tëdd bu leen sonn ah non Kali bismillah alors je te jure devant Dieu ils vont libérer tout le monde ça il ne faut pas s'inquiéter ils vont libérer tout le monde ils vont libérer tous les prisonniers ils vont les libérer kenn du des waaw baax na nañu dem tey la àjjuma nañ dem après bu dee libérer nañ leen lundi wala mardi ngeen wax ñu ma ne gis nga dina leen libérer waa ji kay fi ne nii moom sës na tapet la fi ne nii sës na d'accord waaw baax na jaajëf ñu jël keneen jaajëf waaw kontaan jaajëf merci nunu ma waa Gabon merci jaajëf donc ma jëlaat keneen mais dam leen di wax tey la àjjuma samedi suba dimanche lundi xam nga ni bu doon nit ku baax la lundi mu libéré ñëpp lundi ngi fi bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam waaw xaaral ma dagg Facebook bi foofu waaw boo ko mënee wàññi waaw c'est bon na nga def Kali sant sunu borom baax a baax waaw ça va yaa ngi may dégg bu baax a baax ñu ngi lay dégg bu baax a baax waaw yow laa àndal nangu naa ci li nga parce que loolu mooy sama mbëbët depuis semaine bi yëpp weesu tey sax ngeen ko commencé mais man bés bi Ousmane Sonko génne laa bëggoon ñu continuer moo waruñu woon xaar dara wax naa ko fii sax ñu ne ma non dañu bëggoon a def suñu deuil national tey moo tax ñu def ko yooyu mais non xeex da nga koy mën quoi boo xas ba doo dem ba jekku ngay bàyyi et puis nga seq ko xam ne noon bi baaxul amul respecté wuñu bëgguñu gëmuñu faale wuñu nekkaluñu fii boppam la fi nekkal ak njabootam ak tubaab bi xam nga sénégalais yi sonn nañu génn ñaxtu seen ñaxtu ba egg fii ñu nekk ba fi egg fi ñu egg si ba nga xam ne dem nañu ba nga xam ne tuuti rek Macky Sall daw ñu bëgg a dellu ginnaaw kooku du yoon kooku d'accord ma ci tey d'accord ma ci suba maa ngi nii di suivre Dambodj ak Yaxam Mbaye ci 7TV ñu ngi live foofu ñu ngi direct aussi quoi mais ñu ngi doog a annoncé moo tax sax ma comprendre yëguma ko woon moom si moom laa dégg muy wax ne dañuy bàyyi manifestation bi parce que sëriñ bi moo leen ko ñaan tey jii bu ñu yëngaloon Yaxam Mbaye du tal dem toog ay 7TV ñooñu waruñu leen mayeti ñuy toog suñu plateau télé surtout privé yi nag ay Yaxam Mbaye sénégalais ñoo leen waratul may fu ñuy dem si ñu leen di invité ay plateau ay Abdou Mbow ay Yaxam Mbaye fu mu toll ni ñun ñoo waroon décider mooy loolu netti na quoi vraiment mi ngi ci Maimouna Faye waaw heure bi boo xamoo ne dëkk bi booy ñu ngi jax-jaxi du taal otom naan mu ngi dem Maimouna Faye parce que na xam ne booy yeen koy kar foofu mais malheureusement gis nga cadence bi dagg na bu leen sonn waaw man damay soutenir combat bi quoi nañu xeex nañu génn jaajëf merci ñu jël keneen merci kooku xalaatam la joxe man moom nee naa leen incha allah di ngeen gis lu ci kanam raw li gët ñu jël kii allo salaamaaleykum oh là là Facebook bi s'il vous plaît numéro 900 Facebook bi wàññil Facebook bi oh là là waaw maa ngi wàññi waaw bisimilah waaw salaamaaleykum sëñ bi wàññeekoo Facebook bi de damay jël keneen de waaw defal naa ko sëñ bi dafa yàgg kat dañu am temps pour dem bisimilah ñu ngi lay déglu maa ngi jël keneen bisimilah kuy dugg na ngay wàññi sa Facebook bi temps bi bëriwul
0767 sa connexion baaxul de 0767 ah dugg nga bisimilah allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. ah man daal loo bëggoon participer vite fait rek. ñu ngi lay déglu wax instant bi moom ah. gars yi jeunesse surtout jeunesse bu nekk gaal seen lay wax. nekk ko ci diaspora bi. ku nekk na préparé jënd sa précate. parce que xam nañ dee nañu ba pare. ah. voilà. te kilifa diine yi nag nañ ma baal na nañ ma jéggal mais lu handicapé loo Sénégal ñoom ci lañ bokk. parce que jeunesse bi ñu xeex ba àgg fii am ay mort même su fekkoon benn mort sax moo amoon gars yi dañoo war a marché une semaine révolté wane seen mécontent mais duñu ñëw ba fii gars yi di naan waa kilifa yi wax nañ toog non parce que kilifa yi dañu wax ne kilifa yi seen benn doom toog demu si marché seen benn doom ñàkku si seen bakkan surtout Aïda Mbodj doomee xaram yooyu toog fi di wax Aïda Mbodj depuis bu ma commencé di raam ba di commencé di tete laa commencé dégg ci tuuram ci nguur gi ba léegi moo ñoo ngi ci nguur gi ñii dañoo bëgg a rey benn yoon dañu dee benn yoon dee te yow xam nga la lay conseillé xam nga la lay conseillé sama frère nga conseil bu mu lay jox mooy gis nga sénégalais jarul xeexal parce que ñii dañuy gas ñii di suul ñii di gas ñii di suul duñ mës a am li ñu bëgg voilà jaajëf merci frère dégg ngeen kooku mu ngi doon woote France moom it xolam naqari na parce que mooy li ñuy wax du ñoom Aïda Mbodj yi ñoo waroon jël parole xam nga du ñoom Aïda Mbodj yi ñoo waroon jël parole di ñu ne dañuy def li wala laa quoi waaw bisimilah. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ñoo ngi ziar. doole ziar bu wér. alhamdulilah ñoo ngi ziar. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi woote Sénégal. bisimilah yow la ñuy déglu. waaw di rafetlu sa émission. jërëjëf baax a baax. waaw parce que ñun di xeex bi depuis ñu ñoo doon door xeex bi jusqu'à léegi nii. di ko si terrain bi di ko ñàkkante quoi. doole tamit libéré nañu Sonko tamit. libéré nañu ko mi ngi jàmm doon tamit desaan nañu ñaan quoi ay ñoom Gumbert Sagna ay ñoom Codé Sène yëpp ñoom tamit ñu ñëpp war ni mën a génn. léegi doon tamit loolu am na comme te tamit tey xalifa général jox na ndigal. léegi na déglu ndigal rek. xam nga. moom am na si parce que tamit moo kilifa la tamit. ci lépp tamit lu ma doon ta ñun ay taalibe lañ. te moom jàmm rek mu ko yitteel. moom moo ko ñor. xëy na tamit ma gisaal tamit te ji de su fekkee tamit am naa xel tamit ñooñu noonu tey ñeenti da leen bàyyi. waaw loolu rek la. jaajëf am na solo kontaan nañu jaajëf nekkal si jàmm ñu jël keneen dama yaakaar ni ndigal buñ koy joxe dañ koy jox koo xam ne day dégg ndigal quoi koo xam ne day dégg ndigal donc yaakaar naa ni ku dégg ndigal. asalaamaaleykum wàññil Facebook bi s'il vous plaît wàññil foofu s'il vous plaît. wàññi naa ko salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay déglu. man xam nga lan laa bëggoon. man dama bëggoon premièrement ñu boycott d'abord TFM Maimouna Ndour Faye allo. ñu ngi lay dégg bu baax a baax. waaw dama bëggoon ñu boycott ñoom lu ci dali ñoom Ndoye Bane xeex bi foofu lay guerre foofu lay commencer d'abord. nan boycott ñoom ñëpp ñoom Ndoye Bane ñoom ñëpp nañ leen boycotté ñun war a regarder ñun mooy ñan en fait Sen TV ak Walfadjri. juste ñoom lañ war a seetaan. li ci des ñëpp nañ leen boycotté te xeex bi dafa war a continuer. xeex bi dafa war a continuer. parce que Macky Sall sonal nañu Macky Sall dafa war a dem Macky Sall yàlla na ko sunu àq dal. ndax Macky Sall sonal nañu torop billaahi wallaahi taala nit da ngay toog sax. Diop Mayra bëgg naa la bisimilah. merci beaucoup Kayfon loolu rek dama bëggoon rek juste ñu boycott leen. nan désabonné en fait nan désabonné. am na solo d'accord gars yi yaakaar naa ni ñu ngi koy def gars yi def nañ ko si xarañ loo gars yi yeneen yi amul njëriñ Sénégal yi gars yi ñu koy def. désabonné yëpp. même ñaa xarañ loo aussi nan désabonné ñëpp nan désabonné. am na solo merci. jaajëf merci sister jaajëf ñu jël keneen donc gars yi ligne bi xaw a saturé ñii di woote jotu leen rek gis ngeen daa xaw a saturé allo salaamaaleykum. bisimilah. waaw Modou la Milan. Modou Milan bisimilah ñëwal si waxtaan bi ñu ngi lay déglu. waaw ma ne maa ngi lay ziar baax di la kontaan lool. dool di ziar bu wér a wér. waaw di kontaan lool ci kàddu yi fi jot a jaar. jërëjëf. en tout cas li may wax tuuti la rek man mooy
na nit ñi gën a dal tuuti pour man ñooñu téye ci prison bi incha allah fan yi ñëw danañ leen libéré loolu moom leer na man naa fan yi di ñëw quoi amaloo ko app fan yi di ñëw quoi Astofal nuy naa la amaloo ko app quoi fan yi di ñëw non xam nga ñi nekk si prison bi fu mu toll nii ñoo doon jox seen i jabar dépense di leen jox seen i doom lu nu lekk instant bi jàpp nañ leen foofu ku leen di jox lu nu lekk kan moo leen di jox dépense kan non xam nga fi mu ne teg nañ ko pression boo nga xam ne nii li jàll lépp da koy rëcc pression Macky Sall faalewul pression frère li ma la wax nii lu leer la danañ toogaa fi ma woola wax la ko li parce que xam na ni bu gars yi jógaatee ci kawam lañ jëm te loolu du ko jaral nag bu fekkee intérêt Sénégal ñor na ko tuuti rek lu mu tuuti rek du ko jaralaat li fi amoon di fi amaat pour man rëccu na loolu fi amoon du amaat ku am xel ak xol mooy rëccu de ku am xel ak xol ku am xel ak xol mooy rëccu ku am xel ak xol xanaa ci li ma yaakaar dana am tuuti xol bisimilah sunu kanam la nekk dinañ ko waxtaanaat fii beneen yoon jërëjëf jàppal sama tur bu baax danaa toogaat fi wax la yàlla baax na jërëjëf jaajëf merci donc ñu jël keneen allo salaamaaleykum allo connexion baaxul daa mel ni connexion baaxul xaaral ñu jël keneen connexion baaxul xaaral ñu jël keneen allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah yow la ñuy déglu. waaw maa ngi nuyoo di joxe sama contribution. Facebook bi boo ko wàññee foofu dina baax de s'il vous plaît. xaaral waaw maa ngi wàññi naa ko ma ne. man dama dégg li nga wax te dama bokk ak yow naqar. dès le premier jour libéré Ousmane Sonko ñu commencé gible man ci la sama yaakaar jeexee ñaawlu ko torop waaw man dama ko ñaawlu man lii ngay wax nii man dama ci d'accord ak yow même man fi mu nekk nii je me sens très très mal man amatuma courage bi ma amoon waaw duma ni bàyyi naa de mais courage bi ma amoon man amatuma ko waaw parce que daal xeexal africain dafa metti daal parce que li ngay gis ak li ñuy gis bokkul waaw man loolu laa amoon lu may kàddu yu ma lay jox jërëjëf am na solo Faddan Soxo yaa ngi naan naa la woo naa la sànq yaa ngi communiqué xaaral ma jéem la woowaat donc gars yi may leen ma jéem a woo Faddan Soxo parce que woo naa ko sànq muy communiqué may leen ma jéem a woowaat Faddan Soxo woo naa la sànq yaa ngi communiqué xaaral ma woowaat la xool waaw cette fois-ci yaa ngi en direct allo. waaw Faa bisimilah ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu followers yi yëpp nekk foofu. ñu ngi lay fay. comme xaw ma woon ni da nga doon live. mooy pare man tamit pour dugg laa la gis nga sa notification bi egg ci ma daal di. ah bon. fomm waaw. mais garaawul xaaral damay copier léegi après nga def sa live loolu du problème man live tàggatoo rek laay def. bisimilah. d'accord donc kon ma bàyyi la nga daane la followers yi. waaw encore ne la. dans li nga sentir noonu ba tax nga taal sa connexion toog di ko. man la même chose la sentir moo waroon sànq. ma jóg ma bëggoon a taal connexion. waaw oui ñëpp découragé c'est pas normal vraiment. léegi dama lay bàyyi nga daaneel. dans 5 minutes balaa yow seetaanal rek léegi ma pare bu may tàggatoo dinaa la wax pare na après ñu dem si les Amazones nga def fa live ok à toi. ok gars yi kon ñu bañ a yàggal si sa Faddan Soxo def bëgg moom it joxe naqaram vraiment li moom arrivé xam naa moo ko arrivé parce que neexatul vraiment. waaleykum salaam bisimilah. maa ngi lay siyaar naka mu. dolli ziar wér bisimilah. depuis temps tout le temps damay dugg sa live te rek dugg naa di waxtaan ak yow si affaire. bisimilah. kii bi Sénégal bi quoi. mais li ma lay conseillé man sama xel mu gàtt. nga ranger say bagage ba mu jekk. nga toog jàpp sa ñaam toog di seetaan man loolu laa lay conseillé. Faddan Soxo lii laa ko wax démb si guddi Faddan Soxo lii laa ko wax démb si guddi lii. mu ngi may dégg démb si guddi dama ko ne Fatou samay kaake gaare naa samay kaake mu ngi may dégg. barki de war naa la wax sa live. naa Sénégalais dañuy xeex benn affaire ba téye ko seen loxo bàyyiwaat ko mu daanu moo tax jaruñoo xeexal. non
nag nooy def jàppat sa tëjal sa Facebook tëj sa lépp jàpp sa ñaamu nekk si leneen dugg sa dugg boo non tey naru moo live ma démb tey naru moo live sax c'était juste pour ma tàggu gars yi nii rek mais tey sax naru moo live da ngay nekk fii di grand Tunkara nga nii gis ngeen woo naa ko sax démb jotuma ko pour xool si lu mu nekk moom it ndeysaan loolu daal grand li ma lay conseillé xoolal delloo lépp bàyyi mu sedd nga nekk ci leneen fàtte affaire Sénégalais yaa jaruñoo xeexal jaruñoo xulool parce que sa xol ciy dagg rek nga dee man fi nuy xol bu ma nekkee grand xaw ma ko sax wóor na yàlla jaruñu ko ay baadoola la ñoom ñëpp a yam jaruñoo xeexal jaruñoo xulool loolu laa lay conseillé dina sa Facebook nekk sa jaamoot nekk si leneen sans sa numéro ku lay woo wax ak politique sax bu ko wuyu wax nga dëgg jaajëf conseil la jaajëf merci jaajëf conseil boobu am na solo démb si guddi laa woo sama sister fa danso wala lii laa ko wax de démb si guddi mu ne ma Kali da nga gaaw découragé ma ne ko non xam naa li ma la wax waaw frère yow maa ngi lay jéem a waat mais sa réseau dafa mel ni baaxul sa réseau baaxuloon de sànq sa réseau baaxuloon maa ngi lay jéem a waat gisoo boo mënul décorosé rek sa réseau moo baaxul ah donc gis nga sa réseau moo baaxul c'est ça kii tamit nee na dafa découragé xaaral ma jéem ko woo gisoo kii waat mu ngi bërëtaañ ndeysaan kii mu ngi bërëtaañ xaaral ma jéem ko woo suñu sista bi mu ngi bërëtaañ moom it dafa def lu bari si xeex bi mais gis nga déglu ko mu dugg bisimilah sista yaa ngi en direct ñëpp a ngi lay déglu. waaw frère nuyu naa la bu baax di la ziar. ñu ngi lay fay ma yàgg si affaire bi mais affaire bi lu nga sentir la ñëpp sentir. du ñu xeex ba heure bii ñu naan dañuy arrêté lépp. même suba buñ marché sa sol tout blanc sa ñu ndokkeel un petit peu ñi xam ne ñoo génn àdduna vraiment ñun du ñëkk si kaw xeex ba heure bi Macky Sall dafa faale sëriñ non faale wu leen de la après ngeen di comprendre bu faale woon sëriñ mën a wax nit ñi comprendre ñu dafa dañoo commencé lekk seen maayin lii dafa métti sa xol waay yow lii dafa métti lii mënuñu comprendre ban affaire la ah ay M22 M23 ñun ba M2 ba ñuy xeex nekk si nekk fii bi ci wax M2 22 23 nekk ko fi woon. xamuñu leen sax. bi ñu ne ñoom dañu sonal. ñoom kan moo lay wax ñu dem. ah ñoom balaa ñu doon dem lu gënoon rafet tey jii ñu xëcc ci seen téléphone daal di woo réunion ñu toog waxtaan ku nekk ñu wala. ah. waaye yow ñoom wala dañoo fàtte ñu dee dañoo fàtte ñu nekk prison suñu doom yi dee nag dañ ko fàtte. ah. maa ngi jéggalu lii dafa métti sa xol neexul si kay fu ne nii ñëpp amee xol ni ma ko sentiré nii noonu la ko faa dans ko sentiré kii jigéen la nii la ko sentiré mu ngi bërëtaañ fii ñoom ñëpp dañ si joxe seen doole mais lii moo jëmut kër xam nga avant ay de mbuub ak ay M2 3 ak M2 4 xam nga kenn yónniwu leen quoi c'est ça le problème kii nee na bonsoir je te suis Facebook rapport des activités je voulais juste signaler de mon oncle reçu la visite de la police canadienne attends il faisait des vidéos comme toi sur Facebook, tu m'as bloqué sur Facebook. Bonsoir frère, je te suivais par rapport à la plainte des activistes. Je voulais juste te signaler que mon oncle a reçu la visite de la police canadienne. Il faisait des vidéos comme toi sur Facebook. Donc, tu m'as bloqué sur Facebook. Bon, bu dee dama la bloqué xëy na tayu ma ko gis nga am na koy woote nii nee na benn nijaayam Canada la nekk police yi dañ ñëw fekk foofu ci affaire pour activiste yi xaaral ma jéem ko woo mu waxal ko boppam xëy na dama juum. allo salaamaaleykum. maa la borom Espagne. yaa ngi Espagne. waaw. bisimilah ma la doon waxanteel keroog ma la doon expliquer affaire du rappeur bi fii nii. yaa ngi waaw yaa ngi en direct ñëpp a ngi lay déglu waaw yaa ma doon wax rappeur bi ñu tëj àdduna yëpp génn di kaas gis nañ loolu. si waaw léegi nga ne sa benn nijaay dafa am problème xaw mon oncle a reçu la visite canadienne. dégguma da nga wax bu baax s'il te plaît allo allo. si moom mu ngi Canada. kan moo nekk Canada. sama oncle donc il faisait des vidéos pour interpeller nit ñi pour ñu génn ci marché yi. nu mu tudd. et Landiata Diémé. Landiata Diémé Canada la nekk. si. activiste la. donc si activiste léegi ban problème la am. la visite de la police et il a signalé sur sa page Facebook pour dire que intimidation des partisans de Macky Sall qui sont au Canada. Donc maa ngi ko doon jéem a woo mais jotuma ko je voulais en savoir plus man mii ça arrêté na parce que aussi je faisais des activités sur ça sur la lutte au niveau de l'Espagne mais pour le moment j'ai arrêté parce que kenn xamul di fal lay mujjee. Je suis tellement découragée dama feebar depuis bu ma déggee annulation bi maa ngi nii tëdd sama lal reeruma sax. Je suis malade.
mais sa nijaay bi nekk Canada kañ la police dem këram tey wala démb wala kañ. hier démb la woon si après dinaa la jéem a identifier parce que maa ngi la doon jéem a commentaire pour passe le lien bi. mais yaa ngi may naan dama la bloqué xam naa souvent damay bëgg a bloqué yenn sëriñu Congo yeeg yooyu xam naa sama loxo laal ko léegi bindal ma sa tur fii si WhatsApp bi tur bi nan la après ma débloqué la léegi nii. Munachi xaaral ma xool ko attends. sinon dinaa la attends ma xool ko fii kay vite fait ne quitte pas parce que souvent les sëriñ la ñoom laay bloqué xëy na sama loxo laal ko attends. parce que maa ngi dégg si introduction bi ngay wax ne gars yi dañoo nekk di wax plainte maa ngi gis waa jooju noonu nekk France def vidéo bi si plainte sur activiste bi ma ne man tamit kon dinañ ma jël si parce que j'étais là dans les groupes WhatsApp. non kenn du la jël si bol tiit amul looy tiit luñ lay jël si amul looy tiit léegi yónnee ma sa tur bu nekk sa Facebook après je te débloqué incha allah. xam naa ne suba tamit dinaa dem xooli sama avocat jëm ko prévenir. non man moom j'ai déjà parlé wax naa ko man moom tey suba rek wax naa seeg sama avocat xam naa li ma la wax comme jaayoo drogue defoo lu bon ci dëkk bi du benn nguur fële rek moo bëgg a ñëw naan da lay yóbbu da lay toroxal pour lan ñoom xam nañ fii tubaab bi xam nañ àq ak yelleef mënuñu loolu kooku moom bu demee ba dernière nag ñu ñëw fii ne ma ñëwal pour yóbbu fii laay deewee bu neexee sunu borom kooku moom dama ko avertir Sénégal yëpp incha allah rabbi yàlla tere ma naan damay dem Macky Sall daan daf may tëj ko boobaa moom sama bakkan bi dama koy jox aadiya fii damay tëb immeuble bi fii dee barke alxuraan kooku kay moom amul sax demal ñëw yàlla baax na jaajëf aaren jël keneen après yow bindal ma sa tur si kii bi après on sa carte d'accord après je vais regarder merci ok dégg ngeen ko nee na benn nijaayam ok merci donc kii mu ngi Espagne mu ngi ma doon woo sax barki démb donc ñu jël keneen kii tamit daa mel ni Espagne la ñu déglu ko wàññil Facebook bi s'il te plaît allo bismillah ñu ngi lay déglu wàññil Facebook bi s'il te plaît Facebook bi foofu foog nga wàññi ko waaw wàññi naa ko bismillah yaa may dégg bu baax ñu ngi lay déglu ñun de dañoo découragé ñun wax dëgg yàlla. yaa ngi Espagne Sénégal kenn xamul dëgg bi. kenn xamul dëgg bi léegi fan lay mujj daal. franchement parce que lii tamit kenn xamul lan lay nuróol daal parce que dañu war a bàyyi xale yi ñu génn naqarlu li leen wax li leen naqari bu ko defee Sénégal mën a jëm kanam mais bu ñu bëggee wax kilifa diine yi génn wax tamit ñëpp toogaat après léegi Sénégal fan la ñuy mujj fan la nit ñi di mujj. dañuy obligé toog noonu kese Macky Sall di def lu ko neex. Omar Diémé maa ngi lay nuyu grand maa ngi lay nuyu Omar Diémé Dalifort maa ngi lay nuyu baax baax. wax dëgg yàlla lii metti na trop. lii metti na trop franchement man moom d'accord bu ma sañoon daal nit ñi suba dañuy génn ñu mars. parce que lii tamit day mel ni dañuy bëgg a décourager loo nit ñi. parce que keroog li ñu amoon waruñu ko woon bàyyi. waruñu ko woon bàyyi di ko perte wax dëgg yàlla dañu waroon continuer combat bi mais waruñu woon bàyyi parce que bu ñuy nekk di déglu nii di déglu après fan la nit ñi jëm fan la nit ñi léegi ñi dee ñoom ñooy ñàkk seen bakken ñi dee ñoom ñooy ñàkk seen bakken lii wax dëgg yàlla lii metti na trop man bu doon maay waa Sénégal franchement lii moom ñoom duñu nangu sax lii même lu ñu ñaan njekk nañ continuer combat bi mooy yoon wax dëgg yàlla fu mu toll nii ñëpp am lu leen naqari ñun ñi nekk Europe fii ñun ñëpp am lu ñu naqari wax dëgg yàlla lii ba kañ léegi ñi dee léegi nan la ñuy def dee nañu nii comme ça léegi après bu ñu waree jug pour kaas ko léegi ñu ne voilà kilifa diine yi wax nañu nañ toog léegi ñi ñu tëj nag léegi xale yi ñu rey nag jaajëf am naa lu ma metti trop franchement jaajëf ñu jël keneen merci sister jaajëf ok wax donc ñu jël keneen allo salaamaaleykum waaw Kali na ngeen def waaleykum salaam ça va frère bismillah waaw na ngeen def waaw Kali yow maa ngi gis kii bi live bi man moom je suis un peu maanaam dama déployé tey moom carrément franchement dama déployé ndaxte li ngay def nii yëpp boobu ba tey bàyyi say yëpp bëgg Sénégal jëm kanam moo tax ñëpp fekk la ci man nag nit nag mbir bu ñëwee te yow man en tant que kilifa waxoo ci bàyyi noppi ci maandu ci
Les gens qui sont morts, c'est des enfants qui sont partis. C'est des gamins. Nous ñëw ci àdduna. Nan bàyyi doomu aadama yi marche naturellement. Tey Afrique yëpp ñu naw ndax ñu génnee xeex Macky Sall. Dem na ba ci -5 gars yi ñëw man daal je suis découragé, je suis déçu. Aïda Mbodj ku ñëw man ak moom. Aïda Mbodj ku ñëw man ak moom na bàyyi doomu jàmbur yi marche ñi dee ñoo ëpp fop solo. Groupe boobu ne tey ji ay pas ay mag sëriñ si man je suis pas contre sëriñ am naa kilifa mais tey nag lii dafa ñaaw te bëgguma nañu yàqal ci ñu yaakaar affaire bi nekkul Sonko ne kenn Sénégal moo bëgg liberté totale. du Sonko je ne suis pas Sonko moi. Pour la première fois man fi la njëkk a voté fi la njëkk a voté. donc je ne suis pas sénégalais. ok mais Sénégal laa dëkk fa laa am ay mbokk fa laa juddoo fa laa xam. li am métti na ñaaw na nan bàyyi doomu sénégalais xale yu ndaw yi jënd maanaam seen yelleef ak seen ak ñu amaat ko suñu du ñuy ay jàmm. Macky Sall bu diray jàmm. soxor na te xam na li muy def. Assane Diouf c'était un père de famille. tey anamu mu ci kaso bi. Guy Marius Sagna sàccul fenn du terroriste tey anamu mu ci kaso bi. pour lan. benn doomu aadama. je suis un peu déçu. sëriñ si da ngeen seen place. bàyyi doomu aadama yi comme ñoom bu ñu defee màggal gàmmu def cérémonie officielle politique yi man daal jël comprendre je suis déçu Kali. yow naw naa la. boo jàppee combat bi am naa la pare. boo ko bàyyee am naa la pare. sama rakk nga. merci naw naa la. jaajëf merci frère jaajëf donc je prends 2 personnes après on termine sama gars yi donc ñu jël kii allo. naam. j'espère que yaa ngi live ba léegi. yaa ngi en direct ñëpp a ngi lay déglu. merci beaucoup maa ngi lay remercier di la gërëm di la sant je préfère rester à l'anonymat. on t'écoute. maa ngi Sénégal. man duma def lu dul rafetlu seen liggéey. xam naa ne ay xale yu bëgg Sénégal ngeen. ay patriote ngeen yu bëgg seen dëkk avancé. li ma leen di conseiller surtout bu leen décourager. parce que yéen da ngeen tombé ci génération boo xam ne. li ma Macky Sall doon wax naan génération tic tac la magie du clic et du clac. ngeen fekk Facebook bi fekkee comment dirais-je WhatsApp bi yooyu yëpp nekk à votre portée. ñun bi ñuy xeex man maa ngi dugg presque sama 60 ans man conseil rek laa leen mën a jox. ak nekk ci Facebook bi di leen conseil mais man mënatuma wàcc ci terrain di xeex mais fu xeex jotee dama naan samay doom dem leen xeex. L'avenir vous appartient. ñun suñ découragé ñun ñoo bokk ci génération 88. suñ découragé wul woon du doon président à 2000 ndax année yi sore na trop. te gis nañ dëgg sërëx bu ne ñun pour te dire duñ doon ci région yi lañ nekkoon duñ doon am lu ñu informé pour marche duñ doon am lu ñu informé pour grève dañ daan déplacé wu ville ak ville dem ba poste yi di téléphoné ban mot d'ordre lañ joxe tey ci grève bi Dakar. lu xew média yi demeewul woon noonu. média yi fi nekkoon bëriwul woon surtout média privé yi te musuñu découragé. te dañu mëne woon suñu combat ba 88 am année blanche. découragé c'est pas le moment doo leen ñëw ba fii di lâcher. je ne suis pas d'accord. M3D nekku fi dong comme mouvement suñu wanewul lenn loo xam ne lu xees la ngeen bàyyi leen fi dem ci yeneen mouvement yi ñoom Cheikh Omar Diagne ñu ngi fi Cheikh Omar Diagne je l'apprécie très bien ay ñoom Aïda Mbodj ak ñi seen génération passé na comme man lañ mel seen wàllu wéy na man dama doon ñaan yàlla tombeeg génération boo xam ne bu mel ni yéen ak Ousmane Sonko des patriotes ñëw taxaw
moom laa mës a rêvé sama àdduna c'est dommage que tombé wu ma ci mais li ma mu leen mën a apporter mooy jox leen conseil c'est pas le moment de lâcher mais may leen dire respecter au moins kilifa diine bi li mu wax au moins ñu may leen diiru une semaine boo leen gisul dara l'avenir vous appartient bu leen ko nangu bu leen mës a bàyyi bu leen mës a lâcher bu leen mës a décourager dans soxo maa ngi koy encouragé Ousmane Tounkara la même chose bu leen musa nangu bu leen ko lâché doo leen xeex ba yegg si fii xeex bu mel nii musu fi am même xeexu 88 bi bii moo ko raw bii musu fi am jàpp ngeen waaji ci poñ question de quelques jours la boo leen gisul loo xam jël leen seen responsabilité bu leen ci xaar kenn ñoom dong nekkuñ fi mun leen diriger non jël leen seen responsable bu leen nangu kenn di leen diriger bu leen nangu kenn di leen manipuler vous n'êtes pas des marionnettes. D'accord, merci. Ça, je vous le conseille, ne lâchez pas. Merci. Man sen yaay la sen tante la. Je vous apporte tout mon soutien parmi tant d'autres du troisième âge. Merci. Ñu jël keneen. Merci maman, ñu jël keneen balaa ñuy tëj. Allo. Waaleykum salaam. Oui, Kaliphone ñu ngi lay ziar gaan. Oui, ñu ngi doon ziar bu wér. Oui, maa ngi rafetlu sa live bi. Bismillah. Oui, maa ngi lay wooye France actuellement. Waaw maa ngi rafetlu femme bi lu mu jot a wax nii. C'est vrai que nag am na ñoo xam ne di leen neex am na ñoo xam ne du leen neex parce que dëgg rek moo neex yàlla quoi. C'est vrai que dañoo nekk ak état boo xam ne dafa doy waar te dafa dëgër bopp. te kon dafa dëgër bopp te dañoo am ay kilifa diine yoo xam ne bu ñu àttoo rek ñenn leen may àpp bi rek pour man war nañ leen déggal si àpp boobu. parce que tamit nit ki doo xeex ba yegg ba fin nga jël say arme daal koy intégré waat loolu moom amul fenn. conseil bi may jox nit ñi nga xam ne ñu ngi doon dal di xeex comme que ñaan nañu ñu may leen ko parce que maa ngi dégg les informations léegi-léegi ñu ne Assane Diouf dañ ko transféré si Boxotaan. parce que lépp rek si internet bi nga koy jot parce que boo leen gisee Macky Sall wax na ne gars yi nekk si diaspora bi ay terroristes la ñu kenn day xuuxal nit ñi rek. kenn mu leen delloo kooku moom dama leen koy wax ngeen déggat ko jaayoo drogue sàccoo fenoo reyoo nit kooku moom kenn mu la delloo kooku moom yaakaar naa ne képp ku nekk woon nga ko xam. maa ngi fii loolu moom moo tax keneen ku koy wax fële réew ma damay reetaan sax. waaw merci loolu moom ay débat ay kii la sax ay débat yoo xam ne moom jarul wax parce que ñu yàgg Europe moo xam nañ li may wax lan la. kooku moom bu doon beneen réew laa nekk sax waaw waaye dëkk bi ma nekk nii moom amul ku ko moom. merci c'est ça le problème. parce que loolu bu ko waxee gars yi dañ ko tagal ay argument ne ko ndax ana vidéo ma. lu mu def ana fu mu defee yëpp dañ koy day génnee preuve yooyu te bu amul preuve yooyu moom. waaw dëgg saa di ko wax boobu day ndax saay. dañoo xamul rek moo tax duma si débat sax. voilà c'est ça la. merci beaucoup moo tax moom jarul sax nekk gars yi di ko def ay rumeur yi kenn xamul ko. maman Angélique maa ngi lay nuyu jaajëf frère ñu jël keneen jaajëf. merci jaajëf kontaan nañu jaajëf donc gars yi donc daa mel ni Fatou Dansokho war na commencer live am bàyyi ma bàyyi ko mu appel yi bëri na donc mu ngi noonu waaw Jemme Lanjata mooy femme bi doon woote Italie léegi am ñu naan dalay teg dil ak yooyu il faut ngeen arrêter nit wax daraam ngeen toog naan kii femme bi ma woo léegi fan yëpp mu mooy woo Italie Espagne la nekk activiste la sax yónnee na ma kiyam police yi ba ñu duggee këram yooyu caméra de surveillance yi sax filmé nañ ko mu ngi nii wane na ne lépp police yi ñëw nañ ba këram mu ngi nii publier na ko si page Facebook am aussi mu ngi nii police canadien yee nekk nii ak yooyu waaw nit du wax nijaayam dafa am problème koo xam ne mu ngi Pikine nag toog naan du dëgg dala bëgg tiital dala bëgg lii dala wala laa déedéet fii buñ la boolee dinañ ñëw xool yow la kan buñ ñëwee nag xool et puis jéem a xool bu ñuy wax et puis bon mooy loolu donc gars yi mu ngi noonu toute façon gaa ngi woote waaye Khadija maa ngi lay nuyu Khadija depuis Côte d'Ivoire xëy na yaa ngi seetaan ba léegi maa ngi doon gis sa message maa ngi lay nuyu baax a baax maa ngi lay nuyu di jaajëfal gars yi ñii di woote ñu ngi mais bàyyil ma couper live bi comme si ça Fatou Dansokho day live mais xam leen ni que rek incha allah même bu ngeen ma gëjee dégg maa ngi si jàmm maa ngi salaam ñi am sama numéro WhatsApp buñ ma contacter WhatsApp dinaa wax ak ñoom donc di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm ak salaam di ko ñaanal Afrique di ko ñaanal àdduna
mais incha allah lu si kanam raw li gët maa ngi dégg si commentaire yi ñu ne jëlee nañ Assane Diouf xam fan yóbbu ko sëbi xotaan ainsi de suite nee naa leen Macky Sall ngeen jàkkaar lool Macky Sall c'est pas la première fois ay kilifa diine di ko ne bàyyil sàngam wala defal sàngam du leen faale du leen sax déglu parce que moom si boppam ba mu njëkkee toog kàddu mi mu ngi fi lan la wax kilifa diine c'est des citoyens ordinaires loolu la leen wax c'est la première fois si monde président wax loolu bu demee ba wax loolu am na fu mu ko teg moo fi toogoon tamit ne tolérance zéro Macky Sall moo mel noonu discours am barki démb dégg ngeen ko lu mu wax justice da ngeen keroog ñiy représenté yenn kilifa diine yi bañ génnee lu ñu wax seen vidéo dégg ngeen ko ñu ne Macky Sall pour ñu egg fii yépp moom la parce que sëriñ si woowoon na ko mu ne ko lii yëfu privé la sëriñ bi ne ko même bu dee yëfu privé comme yaa sut ñëpp na si jàmm am te bu ko neexoon dossier bi foofu la doon yem balaa benn nit doon si dee wala beneen nit doon si am lacrymogène mais gis nga dafa seetaan ne affaire bi na dal affaire bi ba mu dalee nii nu ñu yàqee total yàq Auchan yàq lépp du jékki-jékki rek bàyyee noonu dañu neen justice na def liggéeyam tax na gis ngeen tey si suba observateur bu ngeen ko gisee dañoo ne ñi ñu jàppoon ñu toj Auchan xaw ma lan ak lan dañ leen di yóbbu cour xaw ma fan ak fan dañ leen di juger Assane Diouf di ngeen dégg lundi du génn mardi du génn foog mu taxaw tribunal ñu juger ko Clédor Sène même chose Guy Marius Sagna même chose parce que ñii seen 2024 la ñuy waaj pour amaat beneen mandat bu ñu yaakaaree ne Assane Diouf bu génnee day métti si ñoom Guy Marius Sagna bu génnee day métti si ñoom Clédor bu génnee day métti si ñoom dañ leen di maintenir si kaso bi parce que Macky Sall nguuram bi moo ko gënal sëriñ Macky Sall encore une fois nguuram bi moo ko gënal sëriñ parce que ñu muy jokkool la ñi koy conseil la ñoo koy ne Macky sëriñ bi bu la ñaanee nga bàyyi ñii bu ñu génnee élection ñoo lay lor ñoo la fiy dégager bu ko defee sa doom Amadou Sall day am problème sa rakk Alioune Sall day am problème sa jabar day am problème sa mbokk yi dañuy am problème léegi nag boppam moo koy gënal sëriñ si da ngeen di def jàngat bi lu mel ni midi laa leen wax Zal mon cœur maa ngi leen nuyu baax a baax lu mel ni midi laa leen di wax xam nga kan la ñuy ñaan mu bàyyi koo xamante ni amul arrière bu tilim ku amul arrière bu tilim bu ko sëriñ bi ñaanee dina rassuré wu 100% élection yi di bu ñëw de bu ñu dajaloon 10 milliards de Sonko Macky Sall day gagné bu doon def na loolu ci bopp bi du wax dara bu defoon sondage am ne élection yi di ñëw bu ñu dajalee 10 milliards de Sonko Macky Sall day gagné du lijjanti Sonko du lijjanti keneen mais lii muy def nii yépp c'est pour téye Sonko c'est pour ñi ànd ak Sonko mu téye leen mu taxawal 3e mandat bi moom ak ñoom Idrissa Seck ak ñu ko lëkkalool sénégalais yi di gën di torox di gën di dee kooku maa leen ko wax fii daf leen ko seen biir nopp ngeen enregistré ko ngeen bind ko lu mel ni midi laa leen wax lu mel ni midi te incha allah di ngeen ne Kaliphone waxoon nga lii parce que nee naa leen ñoom Serigne Bara lu ñu ñaan Macky Sall mayu leen ko du Serigne Mourtala moo koy ñaan mu may ko ko lu mel ni midi laa leen di wax lu mel ni midi laa leen di wax médiation Serigne si yàgg na si nguur mais nguur bàyyiwul loon médiation même temps Abdoulaye Wade bu muy jàpp ak ñoom Idrissa Seck ñoom Abdoulaye Sy Junior tey jii ñoom ñëpp dañ doon def médiation mais gis ngeen dafa échoué gars yi seen bopp moo leen gënal sëriñ après bu ñu toogee quelque temps jël seen mallette dem si sëriñ bi tamit du ko dàq da koy ne rek raawal fit na ngeen duggoon si erreur ngeen nekkoon patati patata c'est tout Sénégal lañ nekk gars yi seen intérêt la ñuy xool seen intérêt la gars yi di xool parce que Macky Sall xam na ne bu lâché ak 10 commandements yi gars yi tegal ko mooy naan bay bu mu nekk 3e mandat ay na libéré gars yi ay na xawma lan ak lan du ko nangu day ne léegi xanaa yéenay président yéen a koy digal lu muy def ay nitam ñoo koy wax loolu ay Abdou Mbow ay Farba Ngom ay ñoom Idrissa Seck ak consort ñooñu ñoo koy ne yow ñii ñan la ñu yeb ay maître El Hadj Diouf ñoo koy ne ñii ñan la ñu yeb yaay président wala ñooy président ñoom ñoo lay wax yow looy def mu dégg kàddu ñooñu nag mu def face ak yéen jàkkaarloog ak yéen dina métti trop bu ko defee du ngeen ëlbatik di ñëwaat fi naan dañu war a déggal sëriñ yi dañu war a may sëriñ yi bañu ñu déggal sëriñ bañu ñu may sëriñ mais sëriñ yi ñoo waroon na maandu toogee ne seetaan ñu ak Macky Sall parce que avant mu doon egg fii ñoom dañoo ñaan Macky Sall ñu bañ parce que ñun avertiroon nañ na Sonko ba mu toogee di def ay déclaration ne bés bu ñu kiiwee génn leen ngeen def résistance sëriñ yëpp seetaan nañ ko parce que sëriñ yi dañuy déglu Ahmed Aïdara lu ci yéene kaay dégg nañ ko de ñu ne la bismillah Sonko ne révolution dégg nañ ko mais gis nga boobu kenn waxul
xaar nag ba ñu am 12 morts ku ñu war a waxal kii du Macky la ñu war a ñaan fu mu toll ni ñoom dañu waroon wax génn leen ngeen manifester mais pacifiquement ngeen wane seen doole wane ne Macky nekkatu leen ak moom àndatu leen ak moom ñu loolu lañ doon xaar quoi pour vous dire vrai wax dëgg fa yàlla man loolu laa doon xaar génn leen ngeen def seen manifestation mais pacifiquement bu leen toj bu leen yàq bu leen saaga taal si rajo bi nag ne sëriñ bi joxe na ndigal nee na ku bëgg a ñaxtu pour wane na ko kontaanoo génnal nga wane ne ko kontaanoo fekk jàmm day am génnal nga wane ne kontaanoo signifie pas génnal nga toj wala génnal nga yàq non 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 loolu respect la sëriñ bi am na obligation ne askan wi génn leen ngeen wax lu nekk seen xol ngeen taxaw indépendance de seen drapeau ne Macky neexooñu Macky suuratuñu Macky lekkatuñu ainsi de suite c'est tout heure ñibbi jot ñëpp ñibbi seen kër loolu la ñuy xaar mais dem leen bàyyi leen manifestation yi bàyyi leen dina wax ak Macky mënuñu wax Macky luy dugg biir noppam jox nañ leen cër trop nag yàlla na yàlla guddal seen fan bàyyi leen fi ba si kanam mais ki ñu nar a waxi ci du kooku mooy dégg parce que discours am barki démb dégg ngeen ko yéen ñëpp justice day def liggéeyam parce que gis ngeen bu doon bëggoon na jàmm jour ba mu defee discours lay wax ni que on va libérer tous les otages ñii ñu jàpp ñëpp yëguma ko woon ministre de l'intérieur moo jàpp ministre de la justice moo jàpp waaye comme man maa jiite mbooloo bi pour jàmm am biir Sénégal bàyyi naa ñëpp samay doom lañ bu doon discours boobu la Macky Sall def ñëpp xam ne bëgg na jàmm mais faalewu leen wallahi lijjantiwu leen faalewu leen discours ku bëgg jàmm foo ko déggee xam ko parce que mënuñu toog nga dégg Sonko def déclaration àdduna yëpp doon xaar nga génn nga ne way patati pata jeunesse bi dañoo wane ne dañoo xiif dañoo sonn dinaa si taxaw ñu naan ay remaniement affaire bi du mbir bu remaniement moo koy faj affaire bi mooy xoola gars yi dégagé loolu moo koy faj te Macky xam na ni il est incompétent mook nguuram dafa waroon abale organiser élection fii ak 8 mois wala 10 mois ñu ne on va faire des élections mu dem ñu voté xool ban jeune la ñuy fal ci réew mi jeunesse bi amaat espoir lépp luy politicien ay Moustapha Niass ay Idrissa Seck ay Aïda Mbodj ay Aïssata Tall Sall ay consort mooy ñi ñu doon dégg jamonoy déggool ba léegi ñooñu rek ngay dégg ñoom daal dafa mel ni ñoom seen baay yi dañoo gën suñu baay yi sénégalais yi nag ñoo leen def loolu jamono ji su nguuru Macron bi doo si dégg ministre wala député bu si nekkoon nguuru déggool wala nguuru Hollande déedéet ay booy yu bees tàq fi nekk ay nit yi fere gis ngeen Elisabeth Ndiaye ki nekkoon porte parole gouvernement bi kan la woon du sénégalaise la booy bu ndaw la gel la xale la instant bi ku ko remplacer beneen tubaab la jeune la maa ko mag jeune la 20 30 xaw ma lan la am jeune mais ñun fee ay màgget yoo xamante ni kenn yaakaaratoon dinañ bokk nguur ñooñu tey ñoo di rek ay PCA ay Souleymane Ndéné Ndiaye PCA ay Modou Diagne Fada ay directeur Sonacos ay kii nu mu tuddati waajooju Sarr xaw ma lan bi ki dëkk Dagana ñooñu Aïssata Tall Sall nga xam ne nekkoon ministre depuis Diouf ba nguur Wade jeex mu ñëwaat nekkat ministre des affaires étrangères ñooñu lan la ñu mën a apporter biir Sénégal mën nañu apporter dara sunu Sénégal yàqu na bu kenn amati yaakaar c'est foutu pour tout le monde ku fa amoon dara jaayal xool noo def et puis mooy loolu parce que yàlla sunu boppam mën naa ne weddi na Sénégal bu Sénégal bi mooy baax quoi parce que Sénégal bu ñu votel Macky Sall tey ay Aïssata Tall Sall ngeen gis ñuy jànq lu ñu ñoo mag suñuy yaay ay maire yi xobadaas lañu parce que koo xam ne ministre la woon jamonoy Diouf si bu ma juumul ministre est-ce que nekkuloon sax ministre encore si jamonoy Wade ñëwaat ci nguur Macky nekk ministre ñoom c'est des incompétents problème bi mooy ñun dañu war a am ay teti bees gouvernement boo xam ne dañu ne waaye waa ji fu mu jóge ñu ne kii Ngeexoox la jóge kii Diourbel la jóge kii Casamance la jóge kii nit yoo xam ne mosu leen dégg ci politique ay nit yu bees pull te bëri na Sénégal ay ingénieurs yu jàng yoo xam ne dañoo def université jàng ba yenu kay dem Amérique dolli seen xam-xam ñëwaat Sénégal ñenn ñi ñëw Chine dolli seen xam-xam ñëwaat Sénégal ñenn ñi ñëw France dolli seen xam-xam ñëwaat Sénégal ñu ngi foofu toog ñii nga xam ne dañoo ubbi ay poids seeni bureau affaire docteur ainsi de suite tey ministre de la santé waruñu koon jox tey ñi ay Diouf Sarr c'est des politiciens xamuñu dara ci santé Diouf Sarr boo ko joxoon piqûre xamul nu mu la koy piqûre mais bu ñu jëloon benn docteur boo xam ne dafa agréé dafa jàng ba yenn kayit dëkk université nga xam ne doctorat rek la jàng bu ñu ko defee ministre de la santé kooku dina xam ñan lay teg ci hôpitaux yi dina xam yan garab la ñuy soxla ci pharmacie ci hôpital yi dina ko xam mais bu ñu jëlee benn Diouf Sarr day jël ay mboqam dugal ci hôpitaux yi dugal bureau fu ñuy def hôpitaux yi mu dugal fa ay waa partem amul sens nga dem ministre enseignant koo xam ne jàngut lañ koy teg
parce que lan politique deuxième questeur assemblée nationale awaña ma xam ko nii jaaykat pot sambre la woon ak cuuraay marché Gueule Tapée kooku la ñu jël def ko deuxième questeur assemblée nationale du yoon fekk ay nit yi jàng économie nit yi nekk cadre ñaroon nekk biir Sénégal gérer loolu yaa ngi dégg ñooñu mais lu yàlla xam doy na quoi moo tax ñun bu leen sonal suñu bopp moo tax man bëggatuma fi toog di wax ba sama tuñ yi dem mooy loolu dam leen di ne yàlla ñu yàlla defal jàmm encore une fois nguuru Macky Sall na seen xel dal mënuñu dara si Californie maa ngi fii ci réew mi bi keroog gis ngeen ba buntu palais Macron laa dem filmer foofu fu ne laay dugg togg ma si réew mi dina bëtu du ma tox du ma naan police fu ma arrêté du fekk si man tàngal mant déedéet na fekk si man kay samay pièces ak weccet te bu xoolee xaalis bi ne foo ko jëlee dina xam ne du xaalis ñuy tere lu bon bu xoolee appel téléphonique ñi may jokkal France fii samay mbokk laay jokkal samay xarit yoo xam ne duñu tox duñu naan kon ñun bokk ñuy dara ak loo xamante ni day rey nit wala day toroxal nit bokkuñu si genre boobu te dëkk bi dëkk yoon la fii ñu nekk nii dafa am ay association am ay avocat tey juge bi mën na dogal dara ay nit opposé ko ñu yóbbu si beneen juge boobu dagg keelu mu aaye tey Macron bu ne woon daf ma fiy génnee samay avocat mën nañ ko opposé dem tribunal ne déedéet Macron amoo droit génne kii parce que kii faatu fi nit rayu fi nit kiiw fi te mu fi dugg it daf fi dugg légalement ñëw fi si gaal ñëw fi si furut ñëw fi si lu ñàkk fayda moo tax man sama xel nekkul sax si loolu te bu yàlla dogaloon sax ba nattu dal ma dëgg ñu ñëw naan dëgg kay yëg avion pour dellu Sénégal sama jëbi dinaa ko mbëkk avion tuuru deret daanu dee moo ma gënal naan damay ñëw Sénégal Macky Sall daf may tëj ma dee fii ñu sul ma lakk ma moo ma gënal ñibbi Sénégal pour ñu tëj ma jamais ilaa yow mi din yàlla na leen yàlla defaral jàmm yàlla ñu yàlla defaral jàmm ba beneen yoon incha allah rabbi jàmm si ñëpp kontaan naa si ñëpp te ngeen jëf ba beneen yoon incha allah xam leen ni daal dinaa gëj a def live mais maa ngi si jàmm maa ngi salaam du question daw combat wala leneen mais booy def combat da nga war def combat boo xam ne da ngeen di am ndam mais combat bi avant amoon nañ ci ndam mais fu ñu jëm ni défaite la ñuy dem te di ngeen ma ne Kali waxoon nañu défaite la ñuy jëm man nag du ma dem si défaite quoi man du ma dem si défaite jaa ngeen jëf sama gars yi nekk leen si jàmm jaa ngeen jëf